Nous commençons Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, qui a révélé la religion dans le but de guider les croyants sur la voie droite qu'il leur a tracée. Louange à Dieu qui nous a descendu le Saint-Coran, ce livre sacré préservé par Dieu de toute altération, ainsi qu'il l'avait prédit. Paix et salut sur le prophète Mohammed qui a dit: j'ai laissé avec vous le Coran et la Sunna. Tant que vous vous conformerez à leurs enseignements, vous serez préservés de l'égarement. Nous adressons nos différentes salutations à toutes les personnalités, membres du gouvernement, représentants du peuple et pouvoir judiciaire. Nos remerciements vont au gouvernement qui nous a conviés à donner notre avis sur le projet de loi portant code de la famille. Nous avons examiné avec minutie tous les documents qui nous sont parvenus. Nous y avons décelé une intention nette d'asseoir une nouvelle législation applicable aux musulmans, aux chrétiens, aux animistes et autres vivants au Sénégal et qui abroge tout ce qui existait auparavant. Pour nous musulmans, nous nous devons de souligner que l'islam est régi depuis plus de 13 siècles par le Coran, constitution suprême qui a tout prévu et n'a rien omis en matière de mariage, de divorce, succession et autres actes touchant à la société. Ces prescriptions immuables et irréfragables doivent être respectées et appliquées sans la moindre modification par les gouvernements des pays islamiques. Nous nous étonnons de voir que maintenant au Sénégal, on veuille y apporter des innovations, pour ne pas dire des entorses, alors que même la colonisation avait admis le code islamique et créé des juridictions spéciales pour les musulmans. Le rapport de présentation établi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, formule à l'intention de la commission chargée d'élaborer le code un certain nombre de recommandations. Petit a, se référer à l'esprit du droit coutumier. Petit b, respecter les valeurs traditionnelles. Petit c, respecter scrupuleusement ce qui est tangible pour les croyants. Or, nous constatons que le projet contredit presque toutes ces belles idées, ainsi que nous allons le prouver. En tout état de cause, nous tenons à préciser qu'il n'est point et ne saurait nullement être dans nos intentions de nous inféoder dans la conduite des affaires de la nation qui vous échoit de par la volonté du peuple souverain. Mais nous devons nécessairement, en vertu des exigences qui résultent des fonctions que nous confère notre position dans la religion, lever tout équivoque possible sur notre position en réaffirmant solennellement notre volonté inébranlable de rejeter catégoriquement toute mesure, même officielle, qui ne respecterait pas les principes sacrés de notre religion. Certes, l'islam comporte des recommandations qui peuvent s'adapter aux circonstances et aux lieux, mais il dispose aussi de prescriptions impératives et immuables que nul, à quelque motif que ce soit, ne peut modifier. En la circonstance, il nous paraissait opportun de faire la lumière dans cette affaire pour que votre décision soit prise en parfaite connaissance de cause. Votre responsabilité désormais est entière. Nous avons mission d'enseigner les règles de la religion que chaque fidèle se doit de pratiquer et, si besoin, de défendre. Notre espoir est que, dans l'intérêt supérieur de la nation, les principes sacrés de notre religion ne seront pas bafoués. Tel est notre souci et précisément l'unique objet de cette démarche. Veuillez croire, monsieur le député, à nos sincères remerciements. Pour le Conseil supérieur islamique, le président El Hadji Seydou Nourou Tall, le vice-président El Hadji Abdou Aziz Sy, le secrétaire général El Hadji Cheikh Amadou Bakk. loolu mooy lettre bi léegi nag li ci tegu mooy article yi nga xam ne ñoom maanaam article yi nekk ci constitution bi yëpp ci code bi yëpp nga xam ne gis nañu ne dëppoowul ak l'islam, donc revue critique de certains articles rédhibitoires dans les lignes issues. Donc je crois que loolu xëy na jarul di ko
loolu mooy lettre bi nga xam ne buñ ko aajoo ñu wax ko ci wolof itam ñu traduire su ko defee léegi ñu continuer waxtaan wi kon nag ñiy wër di wax code consensuel la dëgg-dëgg dañuy wax lu leen neex sëriñu Sénégal yépp dañ ko dàq yépp ko dàq waaw léegi ñu ubbi waxtaan wi bu fekkee ne am na ñu bëgg a intervenir ñu joxe seen tour ana Imam Sarr dafa dem waaw. Waaleykum wa rahmatullah. A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. Bismillahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu ala rasulillah. Mbokk yi ñoo ngi tàmbali ci turu yàlla tabaraka wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen niiw bi gën a baax bi yàlla santaane mooy assalaamu aleykum wa rahmatullah. di sant mbokk yi nga xam ne ñooñu woo fii ngir leeral ñu lépp lu ñu fi dégg li ma bëgg a wax du fi xej ndax am na ku joxe léegi avertissement mu ne nañu tënk wax ci waaw macha allah jazakallahu xayr kon mbokk yi incha allah li ma leen di xamal mooy ndongo laa xam-xam bi bariwul waaye nag mbir ku mu itteel maanaam nit lu ko itteel bu ko fekkee dina ca sànni kàddu te jotaay bi def ma itteel te xëy na lu ma bëgg na wax mun ma ko wax feneen fu dul fii mooy lan mooy ñun jullit Sénégal ñu bari dañoo réere lan mooy Sénégal bari réere nañu lan mooy Sénégal bu ngeen gisee tey situation bi ñu koy dund ca njaalbeen ga la xam nga ne Sénégal dafa juddu ci ay loxo xam nga nit buy juddu day juddu ci ndey ak baay kon l'islam safrullah Sénégal dafa juddu ci ay loxo waaye ci yan loxo la juddu xam ngeen ne ki mu juddu ci ay loxoom mooy président Léopold Sédar Senghor loolu nañ ko wax amul raay nañ wax rek li nga xam ne moom ci loxo yooyu la juddoo te am na lu mu waxoon est-ce que fàtte ngeen ko mu ne mënuma def Sénégalais yi ay chrétien waaye dinaa leen def de voilà moom missionnaire la woon man waxuma ne moom président missionnaire la woon dafa am benn mission bu mu doon dox te yëguñu ko ba mu demee ba teg Sénégal ci ab raay boo xamee ne moo neex ña ko fa tegoon mu ngi mel ni rek yow mu liggéey sa bato ba pare teg ko ci raay rek nga xam ne da ngay pousser rek mu dugg ci ndox mi loolu la Senghor def Sénégal loolu nag mooy daw ba tey bi mu defaree bato bi puus ko mu dugg ci ndox mi mu woo baane waaye na ko dawal googu moo continué ba tey kon Sénégal dañu war a xam lan mooy Sénégal loolu la ñu umple waaye nag dara weesu ñun jullit ñi mën nañoo dindi loolu mën nañu ko rectifier man nag li ma jàpp ne moo koy mën a dindi mooy jullit yi nekk benn jullit yi nañu man campagne bu ñu mën a def ci Sénégal lu ñu fi mën a bëgg a faj te nekkuñu benn du sotti wax jee bari rek ndax Sénégal laa gis réew moo xam ne boroom xam-xam day ñëw wax lu leer naññ keneen ñëw wax lu lëndëm te kenn ku ci nekk ñu ne ko yaa wax dëgg loolu mënu nekk kon il faut ñu bennoo googu mooy mën a tax mbir yi sotti xam ngeen ne Sénégal dañoo war a xam ne moo réew mi gën a am influence ci Afrique mooy Sénégal
mooy réew moo xam ne mën na wax ne ci Afrique mooy récepteur bi mooy récepteur la mooy jël di sànni fokk ñu xam loolu. benn bis dama dem Sierra Leone mooy door a agsi booba en 2002 ma ñëw ma gis jigéen yi sol ay pantalon yu dang ak jumbo yi feeñ ma gis Samba Ndiaye consulat ki nga xam ne moo présenté Sénégalais yi foofu ma ne waaw Samba waaw jigéen ñii li ñuy sol bon na de mu ne ma ñoom ay pantalon yu yëmbax lañ daan sol waaye bi ñu gisee Sénégalais yi sol yu seere moo tax ñu leen toppandoo kon li ma leen wax ne kon Sénégal récepteur la moo tax lépp lu tubaab yi bëgg a def fii lay jaar xam ngeen ne li fi dugg ci ay loi parce que bu ñu nee code de la famille waaye famille mooy réew famille ku jële ci réew lu fi des dara desul ci réew bu fekkee ne famille ba dañ ko soppi te coppat googu nag ci la ñu nekk ci la ñuy sax tànk nag amul lu leen ci jële ci la ñuy sax day ñëw par goutte rek maanaam par ñëw xam nga ne li jëkk mooy dafa am benn bés ma gis benn soleil boobu maa ngi Côte d'Ivoire ma gis ñu def benn xale bu jigéen ak benn xale bu góor affaire bi yàgg dëpp booba ca temps Abdou Diouf ñu wane leen ñu wane gannaaw ñu bind titre bi ñu ne yewee ko gis ngeen loolu ay point la par benn yuy dugg jullit yi seetaan ñu indi émancipation ñuy seetaan ñu indi planning familial ñuy seetaan code de famille ñuy seetaan ñu indi parité mais loolu lépp ay loi yoo xam ne dafa contre diine l'islam te dafay taxit ngëm yàlla ci jullit yi mu tàmbali dina génn xam ngeen ne lii nga xam ne mbokk mi wax na ko léegi ci jigéen ñi ñu soloo xam ngeen ne yonent bi alayhi salaam ne na bu fekkee ne góor dafa xool jigéen ju rafle ba yàgg mu dëmm maanaam mu damm ab gisam yàlla da koy jox ko ngëm maanaam da koy yokk ngëm mais su fekkee ne nag yow mënoo ko éviter yaakaar naa ne ku bëggut a gis loolu du génn waaw loolu it bokk na ci li nga xam ne moom la ñu maanaam li ñu fi war a faj dafa bari de feebar yi kenn mënu ko wañ code de la famille man gis naa ne code de la famille sax moo gën a oyof ci liy dugg Sénégal ci yàq Sénégal ndax code de la famille man bu ma neexee ma bañ wut carte mariage man bu aw ma carte mariage soxlawuma carte mariage te li ma yàlla jox ci dund mën naa cee dund de du ma dem tribunal di fa taxaw bu ma faatu woon tey sama doom kenn dem tribunal parce que aw ma carte mariage kon jullit yi ñoo dundal loolu jullit ñoo ko dundal dégg ngeen kon mbokk yi yàlla na yàlla def dëgg-dëgg jullit yàlla na yàlla benn loo jullit ci Sénégal jullit ci àdduna bi yépp te gis ngeen lii nga xam ne moo xew ci àdduna bi xam ngeen ne Sénégal tey ñoo ngi wax fii xëy na sax yenn kàddu yi soo ko waxee sax am na fu ñu lay classé parce que léegi nag dañu war a xam ne am na terrorisme kii terroriste la tax na benn jullit ñu métti wax parce que xëy na boo waxee ñu classé la ci waaw kon naka la ñuy def waaye lépp lu ñuy def ñu def ko ci pacifiquement gouvernement jullit la yaakaar naa ne ku seetoon député yi ñi ci nekk chrétien bariwul ñaata député moo fi nekk moo fi am turu chrétien ñaata lañu yaakaar naa ne sokk ne majorité mooy wote kon code bi du passé su fekkee ne dëgg ay jullit lañu kon code bi code de la famille bi du jàll waaye nag gaa yi la yàlla tabaraka wa taala wax na du ñu dañ ci di la xeex ba génnale sa diine bu ñu ko mënee kon mbokk yi lépp mënuma ko wax ndax am na ñeneen ñu war a wax waaye li may ñaan mbokk yi nañu def campagne nañu def kii beneen bi ci des mooy serment yi ci jàkk yi ne imaam yi fexe ba gannaaw rajo yi am na ci loo xam ne boo ko fa bëggee wax ñoo doo ko fi waxee
waaye jàkka yi noo ko moom jàkka yi noo ko moom bu dara xewatee imaam yi dañu war a am président maanaam ku leen jiite bu dara xewatee ñu am bureau bu dara xewatee ñoom ñëpp ñu daje fa ñu ne réew mi kat dégg nañu fi mbir ajjuma bii di ñëw kat nekk na ci ku nekk wax yaakaar naa ne du ñu fekk jàkka ji ne du ngeen wax waaye su fekkee ne télévision rajo moom la ñu bëgg a kii am na yoo xam ne du jàll de kon imaam yi nañu organiser am seen bureau boo xam ne dañu fay daje pour lépp loo xam ne lii dañu ko bëgg di dindi ci réew mi ñu waxtaan ci su ko defee ñu d'accord ci kàddu ajjuma boobu di ñëw kenn ku ñu nekk wax ci affaire yi tasaaroo waaye su fekkee ne dañu bëgg a yaakaar télé yeeg rajo yi am na lu jàll de moom xam loolu asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bu ñu sante borom bi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaanal conférencier yi yal na leen yàlla defal tawféex man li ma wax bariwul de waaye daanaka dafa mel ni ay question la benn question la walla benn bi dafa am li ma gisee mbir mi li may leen bàyyiloo xel pour Sénégal fii ci wàllu diina bi balaa ñuy mën a régler dara nañu fexe ñu déggoo gis nga monde musulman yi tas nañu fu ne lu nekk man nga leen koy wax ci wàllu faiblesse mais réew moo dem ñooy bokk julli ñooy bokk kori ñooy bokk su ma juumee ngeen wax ma ko waaye Sénégal fii munoo fexe ba ñaari julli du fi am waaw léegi mënuñu fexe ba nekk benn te yàlla waxoon nañu bu ngeen xàccoo ngeen échec kon échec nañ bu yàgg waaw wala tanaaza'u fa tafshalu léegi ñaata commission la ñu am ci wàllu weer bi yow munoo régler wàllu weer munoo régler heure julli yow da nga mën a régler code de famille code de la famille munu lekk li ngeen nekk nag lu baax la xëy na bu wax bi yàggee dana mën a sotti waaye yaakaar naa ne du ci ñun xanaa suñuy doom parce que docteur wax na ko sànq réew yi yépp foo dem bu ñu bëggee dindi dara ay jigéen rek bu ñu taxawee mën na sotti parité baa ngi nii jigéen ñi assemblée barki dem dugal nañ leen ko parité bi Ablaye Wade bi mu xeexee Macky fii ba mu forcé député yi ñu defu benn mandat et benn 1 an delluwaat nañ ko ci 5 ans bi waaye ñun bi ñuy wax fii xarafal jigéen Thierno Mountaga rek moo taxaw mu weddi leen te yonent bi fekkoon na ko fii bàyyi ko fii mais ñoom nee nañu kenn du ko fi def te léegi ku ko fi def ñu jàpp la am na yenn dëkk yi nag côté Kolda yooyu ak Fuuta ak yenn dëkk yi fale ñoom ba léegi dañoo lànk kon code de la famille bi comme ki Oustaz Dame Ndiaye ni mu ko expliqué échec na bu yàgg te jàpp naa ne li ñu fi mosoon na wax ci aéroport fii dafa am juif yi dafa am nu ñuy former jullit yi yenn jullit yi maanaam muzaahara dañ lay bàyyi nga wax ba giix nga ne conférence bi am na solo ñu dem toog loolu rek lañ def wax bi am na solo mais document bi dañ koy teg fale ñenn rek ñi nga xam ne ñoo yore daara alquran yi ñoom macha allah ñu ngi avancé parce que yàlla dafa ne nañ jàngale ñu ngi former nit ñi di góorgóorlu bu baax waaye li ci des moom xoolal Afrique du Sud président bi Omar El Bashir bi ñu defee mandat arrêt international dañoo li ñu daan def yenn pays africains yi dañuy invité benn président boo ñëwee foofu rek ñu jaar foofu jàpp la moom dafa gëm boppam Omar El Bashir jullit la mais moom du jullit mais gëm na ne kii nit ku ñuul la comme man kon kenn du ko bundu xataanal sama dëkk dafa bàyyi mu ñibbi mu ne ko demal ñibbi
te Omar al Bashir yooyu ñuy wax ci moom musul taasir ci moom sax ne mandat arrêt moom faalewul loolu moom yàlla la gëm. donc suñu problème yëpp fi mu toll nii balaa ñuy mën a régler dara nañu fexe ñu bokk jullindoo ñu warandoo te mu bañ a nekk parce que ibaadu yi la ñuy wax. ibaadu yi ñoom ñooy def nii borom tuuba yi gàtt yi ñenn imaam yi bu ñuy xutba ñu di ko wax ci biir bëggoon nañ sax Macky Sall la wax ci ñun mu ne loolu du sama affaire Macky nee na leen man ñi loolu indiwuma fii man ngeen waxtaan seen biir mais comme ki fii am na kuy taxaw ci télé bi mu ne moom sëriñam yonente la kii taxaw mu ne gis na yàlla ñu bàyyi ko mu jàll problème weer ñu bëgg ko accuser gars yi pour bu jihad yi si ñëwee Mali ñu ne Maliens yi suñu voisin lañu nañu jël soldat yi yóbbu foofu parce que sinon lu xew Mali mën na fi xew te weer bu feeñee Mali mënuñu woor fii ah loolu mooy lan weer bu feeñi Gambie duñu fi woor bu feeñee Mauritanie duñu fi woor ba pare nit ñi taxaw ci télé bi mu ne yonent bi ñuuloon Makka moo ñëw weex fii benn waa ji mu ne moom gis na yàlla kii mu ne nangam yëpp ñu bàyyi ko mu jàll ci télé bi ngeen bëgg a dindi code de la famille. yàlla na yàlla defal tawfiq kon yonent bi li mu waxoon rek la foofu lay jeexal man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaani yéen ci loolu ngeen nekkee yàlla na leen yàlla jàppale allahumma salli ala muhammad. aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. imaam ñu ngi leen nuyu imaam Dame ak sa sëñ bu baax bi di nuyu imaam yi fi nekk wazaraaw yi fi nekk ñu baax yëpp yàlla na yàlla defal leen jàmm. kii génn léegi suma xarit la mais ku mas a dëggu la julli ñi ñoo am nattu julli ñoo am nattu te bokk na ci li metti yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu taxee yow ma arafa congrès la woon du discours congrès la woon congrès boobu bi julli ñu sàgganee tubaab yi noonu yàlla jël ko mel ne imam Dame yóbbu ko ci bu roq tëj ko xellu li ci xelam taataan li yent bi wax ak yàlla defar ci àdduna bi ñu bàyyi ñuy reyante di wax rek yàlla may leen ndam te di ngeen ko am conférence bi may dem ci àdduna bëri na may lii mosuma ko gis mu ñu jël mbalaan muur ko jigéen ñi ne fii di déglu lii mooy sunna yent bi sallallahu alayhi wa sallam du yomb nag dañ ne code de la route laa ko mën a wax kooku tubaab yoo ko créé ñu ne code de la famille xalaat la waaye faw nit ñi ñun ñu jur bu ñu jàngalu sunu du jabar yi taayatu bu ñu julli taaya sangu set bu julli yàqu bu jàpp yàqu dara du baax comme nañ ne ëllëg yowmal xiyaam julli yàlla yow vérifié te julli am na lu ay sabab yu mu jaar bu baaxul dara du baax kon nañu defaraat loolu ci njàng mi bi ci des mooy communication ndax ci laa yëngatu suma doyen nga sunu kilifa nga ci xam nga ma bu ñu demee ba mujj ñu war a wax ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu dem ba rab ba nangatuñoo wax ñemewutuñoo wax shaa'ir yi nga xam ne bii ñooy animé ci làmb ji ñëw ci ëttu rasulillahi kon dara dootu baax yaa ngi dégg ñu ne bisub salaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bind na lettre homme d'état la woon mais prophète la woon ca Xudaybiya wala ca Tanim mu ne bismillahi rahmaani rahim kitaabi min Muhammad bun Abdullah ila malikul Kisra Abrawiz ay historien ngeen de ca Perse mu ne kitaabi min Muhammad bun Abdullah ila Muqawqis fi Qibti ca Égypte kii labbe la ko jox kii buuru Perse la ko jox buuru Perse boobu tey moo jur Iran lu mu ci wax salaamun ala man itaba ala al huda aslim taslim fa in abatta ba dëggal boobat yonent bi te yonent bi bu sa gis ñooñu maa ngi leen laaj maa ngi lay bind ci man yàlla man maa ngi bind ci turu yàlla ci baaxu yàlla subhanahu wa taala man Muhammad bun Abdullah waxu rasulullahi de kitaabi min Muhammad bun Abdullah ila al malikul Kisra Abrabiz lu mu ko wax salaamun ala man itaba jaama jàngoog waaw kii animé ci làmb topp ay politiciens topp ay wayankat yow mu xañ imam Dame Ndiaye mi nga xam ne bis bu nekk mi ngi defar alquran ak njabootu alquran bëgg ñu nit ñi dem àjjana ñoom ñu jël ëtt rasulillahi ëtt politiciens yi ëtt marabu yi bëgg a taxaw billahi bu ñu sàgganu bu ñu demee kan rasulillahi yam gàcc
na njëkk a xeex loolu. jaamu islam bi léegi islamu folklore la islam bi léegi dañ ko médiatiser am na député bu fi nekkoon ci turu islam la demee assemblée nationale wa xayri ak ñeneen ñuur moom dama ne ci turu baatu islam la amee 16 assemblée nationale nee nañ projet de loi bi ma ngi ca place am premier ministre chaque weer mu ñëw fa ni ngeen ko njëkk wax ne ko foo toll ci loi bi nga xam ne tey jii mooy àq bi loolu laaj njëkk laaj. bu yàggul wax naa ko benn kilifa nee ko maa ngi giñ ci barke laa ilaha illallah jullit ñi seen bopp bu ñu bëgg li ñu bëgg ëllëg Sénégal seen loxo lay tegu ndax ñoom ñëpp dañoo échec lépp bañ a fay bëggate ngi fi téeméer bu ci dërëm manqué matul 499 la kon manqué na ndax dañuy fenn na ma yàlla jéggal dañuy wax lu dëgg ba fu ñu taxaw rek ñu jëppi leen kon imam yi lii nga def mooy tey lii nga fi liir tey muy loi bi dama la koy ñaan ndax xam naa sa xam-xam xam naa sa doy xam naa sa fit xam naa sa njàmbar yàlla na yàlla may la jàmm na nga ko résumé teg ko ci benn document yéen imam yi bisu ajuma jot mais ajuma lan la mais xutba mawdu la xutba actualité la démb fii la jullee fii dafa fees ba ci turi ba mais communication bu jàlloon jom du ñëpp bañ ñëw mais dana am ñu ñëw grande salle de fête bii 5 millions lañ ko loué juróomi millions dana fees del juróomi million dafa fees dell bu ministre bi ñëwul président yóbbal ndawam kon tey rafetoon na tey ñëw fii nag waaye nag kuy liggéeyal islam kuy liggéeyal rasulullah nii la mel ne mel yàlla na yàlla barkeel leen xam naa li may yéenoon mooy kan ñun communicateurs yi waaraat ci rajo yi ñun am na ci cër bi mooy ñun ak yéen waaye nag dafa am loo xam ne dama ko dégg léegi xalif généraux yi ñoo def ko ne ko comité directeur loolu bu doon dossier la ni ngeen ko génne photocopie ko def seen lettre kër cheikh bu nekk ngeen yóbbu fa média bu ngeen dem ngeen toog fa ngeen def beneen communication boo xam ne bii ala fële ca institut islamique bu ngeen wootee nit ñi gëmuñu lu dul sunna nit ñi gëmu ko du yonenti yàlla Muhammad nit ñi gëmuñu lu islam xoolal imam bi suuf si Youssouf Kabe bu wax ci islam bu wax ci taarix da nga naan kii est-ce que sénégalais la dëkkul Arabie Saoudite man su ma demee Makkatal Mukarram di wax ci wàllu aj màkk gi dañ naan fa dëkk mais Sénégal la dëkk li tax ma yëg lii leen rek la sama xarit bali toog imam Seydi Diallo bay dëkk Kabada dëkk fii ci ginnaaw laa woo mu ne maa ngi fii ci aéroport bi ci jumaa ji imam daam yee waxtaan man kon kenn du mu fa jiitu may ñaan borom subhanahu wa taala li ngeen fi nas yàlla nangu ko julli ñu nag nattu leen dal yàlla ne ci alxuraan afa xasibtumu ndax bi may kere àdduna foo taxoon tey ñaata foo am lu ko waral parce que kilifa yi mag ci bopp ñoo bàyyi seen loxo nag waaye nag da nga ragal naa ne bu ngeen xalaatee lii ni nga ci waxee su ngeen xalaatee kër gu kilifa diine gu nekk ngeen dem fa wan ko document bi mais wax ak ñoom ci li ngeen fi ñu toll ñoom ñu fekk seen waaye nag mënuñu am sens parce que kilifa diine boo am tey am na politicien bu teg ci wetam asalaamaaleykum wa rahmatullah. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. salaamaaleykum mbokk yi d'abord di sant ak ngërëm ñi woote jotaay bi jiital ci imam Dame Ndiaye ci jotaay bi wax dëgg yàlla jëlee naa fi xam-xam ci loo xamante réeroon na ma yu ci bëri fii laa xamee léegi nag sama kàddu dama koy teg ci ñaari mbir mooy imam ba muy jeexal dafa ne dafay sàkku ci mbooloo mi xalaat ci na la ñu mën def ngir affaire bi ñu doxal ko mooy code bu bees bi waaye balaa may ñëw foofu damay ñëw ci code de la famille ci liñ ci gis ci ay lu naqari jullit yi damay wax ne Sénégal yàgg naa koy wax ñin fi nekk di ñu jiite dëgg du ñun ñoo leen fi teg wala bu fekkee ñoo leen fi teg tamit programme yi ñuy jiite du ñun ñoo leen ko jox firnde mooy code de la famille bi ñuy wax nii poñ yu bëri ci nax boo demee gëstu convention de Maputo sur les droits de la femme bëri na poñ yu bëri nga xam ne ñi koy naxaru ci code de la famille convention de Maputo boobu noonu dafa programmé ñu appliqué ko bokk na ci mooy atub bi ñuy may xale ñu sëy convention de Maputo boo demee programme la ko foofu noonu bokk na ci autorité parentale programme ko ak yeneen i poñ bokk na ci daganal yàqum njur convention de Maputo wax na ko te fan yii yaa ngi doon dégg ci rajo yi ñiy wax ne dinañ ko appliquer mais ñoom seen stratégie mooy lan buñ bëggee doxal daal du ñëw rek doxal ko ci saasi dañ jox ay éléments ci médias yi nit ñi ci waxtaan bu ko nit ñi dem ba tàmmal ko seen nopp ba buñ ko appliquer buñ ko bëggee appliquer du jafe ci ñoom kon ñu ni tamit jot na ci solution yi ñun tamit bataille médiatique boobu maanaam
xeex ci wàllu cadre boobu ñun tamit ñu bañ cee dominer naka lay demee mooy d'abord ma ngi tàmbale code de la famille bi jullit ñi defar mooy bu collectif defar code de la famille bu man tey laa koy doog a xam sànq laa ñëw ci imam mu doog ma jox bu arabe bi donte ne man jànguma arabe mais imaginons moom mii mu jox ma bu français bi man maa ngi nekk université di jàng mais université xam naa fa samay mbokk am na association islamique yi fa nekk ay ñoom AMS ñooñu mën naa dem gis kenn jox leen xalaat nañu organiser benn débat ci loolu ci biir université ñu ci waxtaan mais université ñi nar a jiite ëllëg réew mi fa leen nekk mais code boobu dañ ko war a tekk ci français wasaare ko ñëpp jot ci man jotuma bu français bi maa ngi koy doog a xam fii nii mosuma koo xam voilà séddale ko ci université nit ñi di ci waxtaan ngir bu ëllëgee ñu mën a appliquer loolu noonu ñaareel mooy jamono ji ñuy wax réseaux sociaux yi mooy Facebook ak ñoom mais yooyu élément yu am solo la pour mën a gagner benn combat ci àdduna bi ñu toll nii mooy réseaux sociaux yi mais xool li xew Tunisie ñu bëri wax ne leen li tax changement yu am réseaux sociaux yi ci la bokk mais pourquoi pas lu demee nii ñu def ay débat ci réseaux sociaux yi nit ñi di ci waxtaan bu ko nit ñi bàyyi ci xel sénégalais yi ñu ci bëri bëgg nañ code bii mais dañ ko xamul kon réseaux sociaux yi benn élément la ci boo xamante ni mën nañu jàppale ci bataille médiatique boobu ñu réussir ko ñaareel poñ mooy média yaa ngi ni pourquoi pas ñu def ay débat ci média yi pour mën a sensibiliser nit ñi ci loolu noonu maanaam laa ci tënk bu ñu bëggee doxal lii ni mooy bataille médiatique bi jamono jii nii kenn mënut a gagné benn combat te boolewoo ci média yi te média yi bëri na fànn te kon loolu laay amoon ci xalaat pour bu mën a doxal mbir bi ñu jaarale ko foofu noonu. salaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf ci. wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci li thème bi ngeen indi tey sama borom kër bi yàlla na ko yàlla yërëm daaw ma ko may fu mu noyyi li ko waral mooy Mbaye Niang PLP fu mu daan dem ñoom ñaar ñooy ànd ma ne ko moom def na wàllam dem na ñun ñu fi des ñoo war a yeggale. mu di ma wax problème mu financement ma ne ko man de pare naa weer wu jot ma joxe sama junni suñ ko defoon dinañ am lu ñu lijjantee parce que mbir mi tam du loxoy nee na koy defar il faut ñu dugg ci oto yi wàcc loolu dañ ci war a taxaw man li ma jëkk a metti moo di ni sëy yi fekk takkawuñ ko ci jàkka ji du tudd sëy code de la famille li muy bëri man yépp dinañ leen bàyyi yéen ngeen takk sëy yi ca jàkka ya waaye léegi bu tas jotee ñu ne la ñoom ñoo leen koy tasal ci yéen ñii la ñu yàpp yéen ñii la ñu yàpp Mbaye Niang PLP li mu war a def yëpp def na ko léegi ñun comme li nga mujj a wax sànq léegi nañ jéem pexe man 23 juin ba mu amee béy rouge yëpp ñoo ma jëkk buntu assemblée man pare naa pour dem buntu assemblée heure bu ngeen ko bëggee maa nga taxaw parce que lii ñun ñoo ko nee nañu mbéjum kanam boroom a koy fajal boppam parce que am na loo xam ne mu ngi dox ci dëkk bi yow daam xam nga ci fi ma toll ci laïcité man dama ni duma am sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam Senghor jóge ca Paris di ma changé Senghor musuñu def dara maak moom waaw parce que li mu wax man dama ko dégg yabaate la nee na mënuñu def ñu bañ a nekk jullit waaye jullit yu bon jël ay carte jox sunuy doom ni dem leen ngeen jaay seen bopp te nit ñu ni ñu laa taqrabo zina kii naka laa koy bëggee duma ko bëgg waa léegi tamit doomu marabu yi commencé fi ma sañ mu ca ñesee ndax Alaaji Ibrahima Ñas sama maam la Cheikh Tidiane mi fi ne dem leen seeti ko mu remplacé baayam remplacé na ko ci lépp ñoom kenn ku ne na jël rôle bi sa papa doon joué nga taxaw joué ko parce que l'islam a tax ñu di leen tudd asalaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatullah man maa ngi sant yàlla di rafetlu jataay bi ñëpp xam nañ ne waxtaan bi fi mbokk yi waxtaan la boo xam ne fàttali la jàpp naa ne ndax dañoo fàtte woon rek waaye lii defe naa ne defoon nañ ko ba noppi ndax bi ñu fi waxtaanee ne code de la famille baaxul loolu yàgg na kon xëy na dañoo nelawaat ñu bëgg ñu yeewaat pour ñu bàyyiwaat ci xel mais baaxut moom jàpp naa ne waroon nañoo romb tey ab waxtaan boo xam ne dañu naan code de la famille bi lii moo ci sikk lii moo ci sikk defe naa boobu moom waroon nañ ko dépassé
ba tax na jàpp naa ne xëy na dañoo nelaw ñu fàttali ñu beneen bi dafa am benn mbokk oustaz daam boo xam ne kilifa gu mag la mu yóbbanti ñu kilifa gu mag la ci réew mi mu wax ne nañu bàyyi xel ñoom ñuy liggéey lislaam ndax ci wàllu góor ak jigéen sëy mu ne loi Sénégal amul lu koy bañ ndax bi fi kilifa googu ñëwee ku ne xam na ne coow li bari woon na ñëwam bi am na lu ci lalu woon xëy na yëg-yëgu Sénégal yi ak seen yëngu yi xëy na moo fomm lu bari mais tontu bi ci njiitu réew mi tontu sax xam ngeen ne tontu bi leerul mooy réew mi tollooguñu foofu la wax te xam ngeen ne tollooguñu foofu te am na ñuy liggéey pour ñu toll fa am na ñoo xam dañuy liggéey pour ñu jéem a toll foofu mu ne nag moom mu ngi yëgal ñiy liggéey l'islam pour ñu xam ne amoon nañu droit ci wax ne bunt bii nga xam ne mooy bunt góor sëy ak góor tëj nañ ko ci loi Sénégal mu ne loolu am nañ droit boobu pour ñu def ko mu ne mu ngi fàttali ñuy liggéey ci l'islam ñu xam ne bunt bi kenn tëju ko te am na ñuy liggéey pour bunt boobu gën a yomb ci réew mi ñu mën koo def loolu benn kilifa moo ko yóbbante mu ne nañ ko wax dafa adressé sax imam Daam ne naa la ko wax directement beneen bi mooy sànq Oustaz Daam dafa wax ne sëriñ si liggéey nañ seenum liggéey sëriñ si mais du sëriñ si sëriñ sa il faut ñu comprendre loolu itam sëriñ si fi doon tudd ñooñu sëriñ sa la mooy ña paase mais sëriñ si fi des luñ def parce que itam nañu wax sëriñ soosa nga xam ne ñoo fi nekkoon démb amu ay yëg-yëg def la ñu def ba bind lii tey nit ñi mën ci delluwaat ñii defuñ lu dul ab groupe liggéey yóbbul leen ñu sujj rek toog loolu defe naa ne bokkul ak doon la nga xam ne moo doon liggéey ba loolu nañ ci bàyyi xel ba tax na ku jàpp ne sëriñ si yaa leen ëpp force ci mën a yëngal Sénégal da ngay nax sa bopp li ñu man kenn mënu ko amul benn booloo bu fi man li fi sëriñ si man waxuma ñoom ñu génn def marche mais bu ñu génnoon ci médias yi wax rek problème bu réglé te ñii liggéey du lii rek la fi mbooloo yu islaam yi seq ak sëriñ si am na projet yu bëri yu fi jaar am na groupe yu ñu fi xam dox nañ ay sol nañ ay dàll raamal nañ sëriñ si yóbbu nañu adde yóbbu nañu ay cadeau neexal gu ne neexal nañ ko sëriñ si mais bu ñu déparé ba ne bëri rek taxaw fu ñu war a yegg kenn moom leen fa yeggaloo déclaration bu leer sax duñ ko def te nag nit ñi xam nañ ne wax dëgg yàlla sëriñ si ñu ngi jox ay déclaration ñu ngi wax fii gàmm gu fi am màggal gu fi am état def lu ci war ci média bi li ñu koy dégg balaa gàmm gi am sax wala balaa gàmm sax la ñu commencé sànni ay taraat kon sëriñ si itam wax dëgg yàlla jàpp naa ne defuñu seen wareef bu fekkente ne sëriñ sa la d'accord naa ci sëriñ sa mais ñi fi ne moom wax dëgg yàlla bu ñu mënee yokk seen liggéey war nañ ko mën a yokk tomb bi may mujjee rek mooy liggéey bi nekkul liggéey boo xam ne bu yomb la ndax xëy na conférence dafa yëngal nit ñi mais après conférence dafa am ab liggéey boo xam ne moo gën a am solo ci lii jàpp naa ne du ñu fi teew rek ñoo am yëg-yëgu ñi fi teew am na ñu ñëwul ñoo xam ne lii ñii di yëg loolu ñu yëg mais liggéey bi li mu laaj moom la ñu deful dañuy def conférence sensibilisation mais demal ci àll bi lii ñuy wax ni ñoom xamu si dara code de la famille bii ñun ñuy kaas fii demal ci àll bi kenn xamu ci dara mosuma dégg benn conférence ci àll bi ñu naan ay code de la famille la ñuy wax duñ ko wax sax demal rajo yi ngay déglu fii média yi ci média yi conférence yi fa nekk ustaas yi fa nekk très rare ngay dégg ñu wax ci code de la famille bi dara doo ko dégg sax kon liggéey bi nga xam ne moom jàpp naa ne moom lañu war a gën a jëmmal gannaaw sëriñ si war nañoo wàcc ci àll bi wax ak nit ñi ba bu ñu wotee mars bu ëllëgee ñu ñëw bu fekkee dañuy wote ñu xam ne dañuy wote ñu def ñu sànni carte ku ne mën nga ko waaye balaa ngay sànni carte da ngay am ab yëg-yëg boobu bu newul ci yow doo wote ñi ci média yi ñu seeti leen parce que da ca am ñoo xam ne amuñu yëg-yëg nit ñi jege leen parce que dañ leen a sori ñu jege leen yëngal seen i yëg-yëg parce que ay julli lañ te ñu ngi wax ci rajo bi nit ñaa ngi déglu ñu jéem a wax ak ñoom mais jàpp naa ne bu ñu defee conférence mu rëy rek ñu jog bu ñu paree leemaal suñuy këyit mu des fi ñetti nit gis nga docteur Momar Kane mii man xam naa baatam fukki at te mosuma koo gis te loolu conférence yi doon am fii intervention yu mu doon def ak ay conférence laa xàmmee baatam ba mu waxee ma ne kii diw la te mosuma koo gis te point yan ñu doon kaas ba tey ya mu doon wax ba tey la wàllu gën a ay tey la problème yi gën a dugg 1981 82 laa commencé dégg ay kaddu ba léegi problème yi doon wax mu ngi fi kon jàpp naa ne war nañoo jéem a xoolaat mbir yi jéem a seetaat yeneen jéego yu bees
discours bi oustaz daam wax ne fii sànq sax dañ ci doon waxtaan daan nañu aéroport ñun dañ daan jóge ko Kaolack dimanche ñëw fii aéroport dem ñibbi ndëgoo ji Mbuur ay yoon ay 83 84 85 mbooloo mi danaan ëpp li xëy na discours bi fi daan am daanoo ko dégg feneen kon discours yi nga xam ne dafa bari ci place yi loolu mën naa wàññi mbooloo mi waaye oustaz daam dama bëgg jàngat gi ñu gën ko yokk ñu gën a jàngat mouvement islamique bi boo ko doon xool man dama jàpp ne mouvement bi dañ ko liggéey dafa mel ni jëmm juy dox ñu faf ko liggéey njober ko dañ ko njober wallahi boo ko xoolee da ngay foog dañ ko njober seen taxawaay ñu ngi yëngatu nii mais oustaz defuñ dara waaw xam nga kuy dox ak kuy fecc ñoo yem yëngatu dana ñëpp a ñaq waaye kuy dox fecc moom benn place lay taxaw ñun dafa mel ni dañuy fecc yal na yàlla defal ñu tawfiq yal na yàlla jàppal ñu asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi nuyu rabita bi di ziyaara ñëpp itamit di wax ni Aboubacrin Faye mi ngi def liggéey bu am solo ndax message bi ñu doon wax sànq ne jàllut message bu jàll la ndax Aboubacar woo na ma ay yoon di ma fàttali conférence bi waaye déggaat naa ko it fekk maa ngi sama kaw lal kon message bi jàll na xëy na comme niñ ko waxee sànq rek moo di ne barab bi mënatul a mel comme na mu daan mel bu njëkk ndax fans yi dañoo bari conférencier yi bari fu nekk mu tasaaroo foofu kon nag nii rek la mën a am waaye ñu ngi leen di encourager bu baax a baax su leelu weesoo yi tamit wax nañu ne Sénégal dafa am problème dëgg la ndax bu ñu xoolee deret ak ni mu foore nga xamee ne presque yonent yi yàlla yónni woon ñoom ñëpp daf leen yónni woon pour deret bañ a tuuru ci kaw suuf tey Sénégal néew na lool ñu supportewul mbër dóor nit deret ji di tuuru nga bokk waxuma laa nga doon sénégalais de nga bokk ci xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngay tàccu loolu bu fekkee ne ñun foofu la ñu toll tey te néew na lool ñi amul maanaam ñi supportewul ay mbër ndax waa ji toog na bu yàggul rek ci télé bi ab sëriñ ñu ne di wax waa ji doon animé ne ko wutalal sama taalube combat kon su fekkente ne ñun foofu la ñu toll tey li taxoon ñu yónni yónnante yi pour bu mu am ñu fay benn waay xaalis mu def maanaam li taxoon sax ñu yónni yónnante yi sallallahu alayhi wa sallam mooy bokkaale bu mu am mu njëkkee ca loola ñëw dóor benn waay ci bët bi muy sotti deret ñuy tàcc loolu parce que diw laa faral fekkee ne fii la ñu toll ana fan la ñu jëm kon dafa laajaat ñu gën a góorgóorluwaat ci wàllu am jàngale maanaam jàngalewaat parce que doy na waar lool léegi dafa mel ni li ma bëgg a laaj gën na màcc ci ñaar ñi fi toogoon mooy dama gisoon ci benn téere ñu ne su fekkee ne dafa am ku nekk fii Sénégal maanaam ku ñu takkee fii Sénégal ci misaal ki ko takk nekk France yàlla def jotuñoo gise kooku ëmb ci diggante bi ñu ne léegi kon xam nga doomu njaaloo la waaye kooku ci sëy la doom ji juddoo ñu ne kon doom jooju dañ koy yéegal maanaam ilxaq lañ koy def ci ku góor gi loolu laa doon laajte man dama ko gis ci téere comme wax nañu ci wàllu woowu nag te xëy na sama xel ba léegi dese naa kii daal mën a woon ne loolu daal dinaa ko gën a leerlu bu baax a baax parce que dañ ne
kooku daal doomam la parce que ci buumam la juddoo dëgg la kii def na njaaloo mais comme ci buumam la juddoo kon doomam la sariya reconnaître na ne kooku doomam la. beneen bi wax nañu ci wàllu cadeau yi am na ak teqale guñ ci def ci wàllu cadeau yi su fekkente ne ndaw si imma dafa laaj 500000 wala waa ji dafa jékkee-jékki jox ko 500000 jotuñoo def ay leeral mais jël nañu ci biir 500000 yooyu lu tolloog 20000 francs ni ma ko mën a waxee wala ab somme ne lii mooy can bi lii mooy can bi léegi ndaw si su demee bay summeeku ndax 500000 yëpp lay joxe ci ak summeeku wala daal yëf yi foofu daal bëggoon naa fi ak teqantal parce que dañ koo wax te vraiment côté boobu xaw na kii donc maa ngi jotal ñëpp nuyoo waa Mbour di wax ne imam Fadlilu Tall waa Mbour ñu ngi feddali seen kóllëre ak moom ak rabita bi asalaamaaleykum wa rahmatulah barakatu. asalaamaaleykum mbooloo mi waaw man damay sant yàlla parce que jotaay bi daf ma permettre lu bare loo xam ne dama ko doon mettitlu janook sama télévision di dégg ay nit ay représentation lobby di wax kenn du leen tontu alors mu ma doon metti trop donte daan naa dégg imam Dame Ndiaye ma koy sant di ko gërëm ci liggéey bu rëy bi muy liggéey ci réew mi donc jotaay bi di ma permettre may wax di dénoncer li nga xam ne moom laa xalaat ni fii ñu toll nii ci ay métit maanaam ci ay loo xam ne dañ ko tegoo ma yàlla may ma dénoncer ko xëy na constat sax mën naa ñàkk parce que fii ñëpp xam nañ ne jullit kuy yeewoo Sénégal war nga xam ni toll nañu foo xam ni suul ñu maasaluñu rek moo ci des à tel point que di wax naan lii nañ ñu def code de la famille nii code de la famille ndale ak yeneen xëy na mën na ñàkk mais li ñu war a waxtaane mooy naka nañuy def ban stratégie nañuy tëral pour fippu jóg tey nag yomb na yombul yomb na parce que il suffit que parce que kenn attanuñu macha allah 95% suñu jógandooyee mais kenn duñu attan mais nag noon bi tamit am na ay doole am na doole xëy na li ñu gis rek nañu mën a wax mais li ci suuf li nga xam ni ñoom ñooy ay pexe yi ñuy dugal ci suuf moo gën a dangereux fop li nga xam ne ñun moom nañuy gis parce que àdduna bi léegi ay lobby ñoo ko yore ay lobby ñooy diriger àdduna bi François Hollande président de France dafa am ay kilifa yu nekk ci ginnaawam di ko jëloo ay décision loolu léegi ñëpp xam nañ ko Obama ci boppam il n'est pas libre de toutes ses décisions moom ci boppam am na ñu koy jëloo ay décisions preuve bi mooy discours bi mu defoon Égypte lu tax suivre programme boobu mu tëraloon dañ ko wax mu tegge ko nële kon boog ñun Sénégal gu tuuti gii suñu jógul xippi suñuy bët farlu daañ ñu suul maasa lañu ñi nga xam ne nag ñoom ñooy décider lobby yooyu dañu am fi ay talibé ay représentants mooy les droits de l'hommiste ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk naan dañuy défendre les droits de l'homme mais ñooñu ñun dañu yeewu rek gis leen kii naan man maay Amnesty International kii neen maay RADDHO et cetera ñëw di ñu défendre ñun nee nañu suñuy cause la ñuy défendre mais kan moo leen yabal est-ce que ñun ñoo leen yabal mais kenn yabalu leen suñu nee góor jigéen ñu jóg taxaw ni fii Sénégal fii góor jigéen kenn du leen laal dugg na fi génn na fi mais pourquoi ñun ñu taxaw nii way wala d'accord mais c'est pas possible man maa jàpp benn chaîne française dégg la secrétaire d'État Ramayad di wax ni bi ñu fi góor jigéen yi ñu fi jàppoon tëj leen kaso mu ni man il a fallu que moom mooy wax mu ni il a fallu que qu'on se batte pour faire libérer ces homosexuels mais c'est pas possible 95% de musulmans ici au Sénégal benn femme jóge fële France ñëw allez bàyyi leen ñu génn mais ñun waxuma la nelaw mais doy na waar
léegi noonu yooyu nag nga xam ne ñoo dox suñu digganteeg dëgg gi stratégie bi ñu war a tëral mooy ñoom dañu war a sàkkal pexe ba pare muy Amnesty International ces droits de l'homme là, mais il faut que ñu dénoncer leen wax leen ni ñun mandaté wuñu leen. am na ci kenn koo xam ni peut-être ça fait 1 an mas nañu wax ni dafa doon tenir réunion ci benn hôtel ak ay lobby góor jigéen yu ñëwoon fii ci jóge bitim réew. man ma doon xaar mu weddi ko mu ne non on parlait de sida mais foofu de sida on parlait de sida ñoom loolu laa doon waxtaan ak ñoom mais sida ministère de la santé moo ko yore fii dofuñu quand même ah ñoom ñoo fi toogal lobby yooyu donc ñun war nañu jóg quand même nous sommes libres de choisir nos représentants ñan moo ñu défendre ah ñoom suñu jógee bu guddeeg bëccëg ñoo ngi occupé médias yi oui non le Sénégal n'acceptera pas ceci les Sénégalais n'accepteront pas ceci ça veut dire quoi donc ñooñu ñu war a jëkk faagaagal ñooñu lañu jëkk écarté ils ne nous représentent pas su loolu weesoo deuxième étape bi si la ma gis mooy les médias mënuñu réaliser dara ci stratégie boobu te stratégie bi li ma bëgg wax mooy jeexital bi mooy def une marche nationale mën nañu dénoncer dem grand théâtre ñëw et cetera wax mais action mooy sensibiliser autorités yi il faut que ñu gis ni mbooloo mi yëpp li ñu bëgg mooy code de la famille bi ñu le déposer à l'Assemblée nationale nañ ko adopter il faut de l'action loolu moo leen mën a sensibiliser mais wax dañuy wax après suba gannaaw suba bon yeneen actualité ñëw daal di effacer loolu donc il faut de l'action ñu sentir ne y a une menace loolu moo leen ci mën a loolu leen mën a yëngal donc avant ñuy egg dog ci marche nationale boobu dañu war a def benn am nañu ko fi wax campagne médiatique bu am doole. ñi ci am rôle dëgg ci campagne médiatique boobu mooy les patrons de presse parce que nag nañu waxante dëgg ñooñu ay jullit lañu aas ñoom ñëpp ay jullit lañu loolu nañu wax boog loolu nañu wax kon boog mënu ci wax kenn ni ko passer ñu message bii boo xam ni dafay respecter les lois du pays ñu bañ ko wala suñ ko bañee ñu wax leen yéen a ko bañ jébaane leen. li ma bëgg wax daal mooy patron de presse yooyu am nañu rôle bu rëy bu ñu war a jouer ci stratégie bi te nag lu tax loolu am solo man dama dem sax ba gis ni suñu waaraatekat yi nga xam ne ñooy wax ci médias yi même ci conférence yeeg yooyu dañ ñu noot ba nga xam ne ñoom léegi sax y a une peur dañuy ragal a wax yenn yi dénoncer ay francs-maçons ak yooyu yëpp. parce que nañu waxante ni mbir mi c'est les francs-maçons ils sont ici dans ce pays-là dañ fi bare am fi doole mais kenn du leen dénoncer léegi dañuy gën a dem di reculer rek on recule dañuy dem ba nga xam ne léegi nag comme ni ma ko waxee dañuy maasala rek suul ñooñu dañu war a jël seen courage à 2 mains mooy waaraatekat yi jëlaat seen mbir wax xool le peuple sénégalais les autorités les yeux dans les yeux wax leen ni lii moo fi bon looy fa et puis que ça soit récurrent ñu koy wax guddeeg bëccëg loolu suñ ko defee foog naa ni daañu def benn jéego bu mag suñu defee campagne médiatique boobu daal di nag tàggu suñuy kilifa diine suñuy représentant wax leen ne nag ñoo ngi dem ci xare bi wax ak ñoom ñu ñaanal ñu def suñu marche nationale luñ ci am jël loolu daal laa gis ni stratégie bi ñu war a tëral loolu boog man sama contribution la ci mais daal jot na jullit yi mànkoo jóg man daal te li si ma gis mooy oustaz Dame Ndiaye mii du li mu fi teew moo tax parce que nit la koo xam ni il est transversal ci tarixa yëpp ci sensibilité yëpp lañ koy accepté donc moom am na ci rôle bu rëy boo xam ne mi ngi koy joué te xam naa commencé na ko xëy na nag wéet na ni ma ko gisee wéet na ci
donc lii dina permettre ñu man koo gën ko jàppale suñu bopp daal incha allah am naa ci yaakaar su dee élan bii nga xam ni moom nañu jógee xëy na nit ñi néew nañu mais xalaat yi fi génn vraiment suñ ko appliqué suñu commencé tey appliqué ko ñàkkul ni daañ ci am ndam tey damay ñaan bala ñu fiy jóge xëy na ñu mën a tëral benn échéancier benn calendrier boo xam ni dañ naan tel jour te c'est-à-dire ñu bañ a tasaaroo rek alors ñu fàtte mais daal nañu teg jéego boo xam ni daañu xam ni ñii fi nekk ñu néew ñu bare beneen rendez-vous joxe nañ ko comme ça ñu wax ko ci médias yi ñëpp ñëw gën a bare mu nekk benn boule de neige boo xam ni incha allah fi muy jëm suñ ci yàlla jàppale dina antu. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain ñu ngi sant sunu imam yi Oustaz Dame docteur bokk fi teew yëpp di am mbégte bu baax a baax ci li ñu dégg tey ci ay information yoo xamante ne suñuy papa ak suñuy maam ñoo nekkoon ci terrain bi démb di ci yëngatu ba yàlla def mbir mi egsi ci suñuy loxo tey yàlla am fay yàlla fay man li ma bëgg a yokk mooy ñun ñoo bëgg a changer ndax gis nañu lu ñu naqari loolu nag lu am solo la nit ki yëg ne am na lu ko naqari te ñu demee ci kissatu Qaaruun walla Zulqarnayn ba mu ñëwee te gaa yi ne ko dañ fee fekk yaa juuju ak maa juuju ñuy yàq ñoom dañoo wax lu leen bitti ñun tamit am nañu lu ñu mitti dama fekkee benn histoire ci benn police fii Sénégal benn góoru saraxulle boo xam ne daal sikkim bi yëpp dafa weex doomam bu jigéen moo ko porté plainte police fekk man te ba amoon fa ay kayit ci inspecteur bi xale bu jigéen bi waxee ba pare góor gi ci boppam dañ koo jël dugal ko ci gri bi parce que xale bu jigéen bi on dirait que tànk caaxaar rekk la doon def ci kër gi te góor gi bëggul loolu góor gi daldi forcé may ko jarbaatam xale bu jigéen bi porté ko plainte bi ñu ñëwee wax ba pare inspecteur bi daawoo brigadier bi ne ko dugalal ma paa bi ci gri bi ñu jël paa bi dugal ko ci gri bi moom inspecteur bi mu gëstu xale bu jigéen bi ne ko lii la ma yoon sant sa papa amul droit di la forcer ngay sëy danaa ko def waaye comme jullit nga may jullit ñuy ay Sénégal toroxal nga sa baay balaa ngay dee yàlla dana toroxal loolu la inspecteur wax xale bi les lois la bon foofu da ngay yëg ne ñu ngi appliquer ay mbir yoo xam ne sax même ñenn ci ñu koy appliquer neexu leen lii solution la ci loolu bon am nañu lu ñu naqari mais yëg lu la naqari du tax changement am nit bu yëgee lu ko naqari war na am ñeenti démarche yu mu war a def pour li ko naqari mu mën koo teggi benn bi mooy al iman bil fikra est-ce que ñun gëm nañu suñu idéologie tey bu ñu xoolee parti politique yi benn politicien bu dëkkee ci benn koñ yendoom ak guddaam suba
ak ngoon dana fexe balaa 2 ans mu fexe moom quartier bi parce que dafa gëm projet bi mu amee. ñun ni yëngatu ci diina mobilisation boobu ñëw ñu am ci terrain yooyu ñun tamit dañoo war a am mobilisation bu mel ni ñu bu ñu dëkkee ci quartier wala nekk ci juuma ñu nekk ñu actif bañ a nekk ay nit ñuy nelaw parce que dafa am lu am solo moo di population sénégalaise kan mooy ki nga xamante ne mooy piloter a rayul am te moo di opinion publique bi mooy ñi fi gën a bari wax ñooy piloter opinion publique bi parce que nit bu gëmul dara sax mais wax bi bu di muy répété wu di répété wu di répété wu bu yàggee mu gëm ko ñun tamit yaakaar loolu am nañ ci part de responsabilité bon il faut ñu actif ginnaaw bu ñu gëmee sunu projet ñaareel ba alxamaasa man gëm naa sama projet diina am naa lu ma nakkari waaye lan la ma jaral jaraluma ma def ci sama cotisation jaraluma def ci sama waxtu jaraluma ma waaxu fekk ci ay ñeneen yaani bu ñu demee bi nga xamante li ma dégg ci conférence bi taxaw def ay mars kese bu naree diis ci sunu kaw nañu yëg ne bon ñun soo bëggul ci kaw yoon bi parce que defe naa lu may participation bi gën a oyof ci nit ki nag war koo defal diinam bon suñu projet yi pour ñu mën a réussir soxla nañu ñu gëm suñuy projet bu baax a baax al ixlaas ñu am sellal yëg ne projet bi yàlla lañ ciy liggéeyal ku ñu encouragé ñu ngi ci yoon bi ku ñu encouragé wul ñu ngi ci yoon bi soxlawuñu ku ñu ne jërëjëf li am solo mooy yàlla ñu yàlla ne jër ngeen jëf ñaara bi ku nekk yëg ne ku nekk ci sa bàmmeel ngay sotti ñeenteel ba mooy ñu am alxamaasa te moo di xër am courage am yaakaar am asiqa billah ne lii ñu songu diina la te lu mu yàgg-yàgg ñu ñoo jël ndam bi wal aqibatu lil muttaqin coow bi mën na bari mais wal aqibatu lil muttaqin al istidaar wal amal li taxqiq hada al hadaf ñu pare nag wàcc ci terrain bi pour mën a liggéey yàlla def na mos naa nekk Koweït di def dirasat olia ci wàllu mariage bi ñu nekk nii collège bi ma nekkoon mu ngi tuddoon Kursi Nour bu Jaasim Mutawa mais ñu def benn étude bu doy waar ci wàllu mariage surtout ci monde musulman bi mooy actuellement musulman yi ñëw ëpp lu ñuy fase ci àdduna bi lan moo jur loolu te loolu nekkul woon situation l'islam bu njëkk mais actuellement julli ci ñëw ëpp lu ñuy fase tey ci àdduna bi oustaz daam wax na ko sànq boo demee tribunal xale bu jigéen bu xijaab ak xale bu góor bu ànd ak sikkimam ñoom ngay fekk fu ñu ñëw ci justice bi la ñëw parce que ñoom daal dañu am problème ñu defaat beneen jàngat ñu ne dañoo seetlu sax sunnit bu góor bi wala jullit bu góor bi sunnit bu góor boo ko mayee sunnit bu jigéen ñoom ñaar bu ñu sëy généralement seen sëy dafa yomba mitti te du neex te sëy boobu bu tasee sunnit bu jigéen bi mënatoo ko dugal ci sunnit bu góor bi mais sunnit bu góor bi dem sëy ak xale yu jigéen yi ci mbedd bi moo koy gënal loolu nekk ay jàngaro mais problème mooy jàngoro bi lu ko jur xam nga problème du projet de loi kese mais gars yi bu ñuy indi projet de loi dañuy indi culture boo xamante ne da koy accompagner projet de loi boobu pour société bi mën ko adopter télévision bi ay film yi ak ay borom xam-xam yu leen di bindal pour population bi mën koo nangu tey bu ñu fexe bu ñuy dox ñoom ci seen bopp pour indi problème bu góor jigéen mais xoolal dañuy dem seet ay nit ñu fes ci àdduna bi ay nit ñu fes ñu xam ñoom la ñuy indi pour ñu théoriser loolu jaral leen ñu fay ay millions wala ay milliards pour ñu produire ay film yu mën a mobiliser nit ñi ci loolu jël ñu mel ni ay artistes
nga xam ne dañu am ay fans yu yaatu dugal leen ci lobby boobu pour ñoom ñu mën a def ay jeexital ci seen fans yi ñu topp see leen ci loolu. gis nga même norme bi nga xam ne moom la noon bi di utiliser buy pour yàq ñun ñi dañoo am devoir ñu utiliser même norme yooyu pour defar. xam nga mbooloo mi bariwul mais macha allah bari na parce que alquranul karim toujours mbooloo mi tuuti moom la yàlla di jox ndam kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kasiratan bi iznillah wa qalilun min ibadiya shakur. bon nombre bi amul solo li am solo mooy qualité bi moo am solo te yaakaar na qualité bi am na fi mais mënoon nañ fexe place bi fees. bu ñu xooloon benn xalifa général wala doomu xalifa général bu ñu xam te xam ay taxawaayam yu rafet ñu ne ko nag dañoo bëgg nga ñëw toog ci kaw table bi loolu xeetu mobilisation la pour mën a attirer ñeneen ñi. dama bëgg a wax ne lii raam ci ñax bi la jëm homosexuel dinañ ko légaliser Sénégal. parce que Sénégal ci boppam dafa mënalul boppam parce que moom dafa am ay pression yoo xamante dañ koo teg ci seen kaw xanaa xamoo ne léeg-léeg mu am ay kilifa yoo xam ne nar nañoo def dara te mënunoo bañ mais population bi bu ñu jógoon riposte bañ ñoom ñu bañ ci kaw bañu population bi te moo di ñun lu ñu bëggul dañu mobiliser bañ ko. même gouvernement bi ci nangu ñun ñu bañ ko parce que su diine nanguwu ko. maa ngi seetam benn émission bu doy waar Robert Mugabe semaine passée def na ci la Obama maye première sëy bu légal ci en Amérique ci diggante ñaari góor xam nga commentaire bi Robert Mugabe def bu fekkente ne Obama dafay damoo ne ñaari góor sëy nañu tey officiellement ci biir Amérique te mu koy ndamoo man maa koy wax ne bu fekkee ne moom loolu gëm na ko na ñëw moom moo takk ko. salaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. yaakaar naa topp ci oustaz bi jëloon parole moom daanaka xaw na jafe man dama am ay laaj yoo xam ne fa laay tàmbalee ginnaaw bu ma ñaanalee ñi nga xam ne ñoo fi teew ak ñi daan taxawee béréb bee ñu mel ne ñoom Imam Dia ñi fi dëddu ñu mel ne ñoom tonton Daouda Diop ñi fi jóge ñëpp yal na yàlla yërëm leen yóbbu leen ca barzak koy texee yàlla dëgëral seen taxawaay yéen ñi taxawee béréb bii nii man laaj bi ma ñaari laaj laay njëkkee benn bi mooy bi ma gisee thème bi la réforme du code de la famille sénégalaise une exigence sociale maanaam réforme mu code de la famille dafa nekk benn bëgg-bëgg askan ban askan la ndax askanu Sénégal la wala askanu imaam yi la wala askanu sunnit yi ñoo am bëgg-bëgg boobu loolu mooy sama laaj ndax nit du bëgg lu mu xamul kenn du namm foo demul nit ñi ndax mën nañu bëgg réforme code de la famille su fekkee ne xamuñu par exemple code Sircof boobu lan moo nekk ci biir ndax nit ñi mën nañu koo bëgg loolu mooy benn ci samay laaj ñaareel bi ci li may laaj mooy ndax ñun communauté lañ est-ce que ñun umma lañ loolu xaj na bu ma ko laajee dina xaw a doy waar tuuti may ñëw fii ak sama tuutiwaay te ñëw ci kilifa yu toll ne yéen di leen laaj bu toll noonu li tax ma laaj boobu mooy oustaz dafa wax yu am solo oustaz Koboor ñëw feddali wax yooyu fii nii wax nañ fi lu nekk nii yi ñuy waxee ci sous-région bi ne bu ñuy def étude dootuñ defati étude fenn ndax Sénégal def nañ étude yépp teg dañuy ñëw fii ñëw jël ci rapport yi dem ñoom appliqué lu mel ne Burkina Faso Mali dëkk yu bari noonu la ñuy def bu ñu amee seen ay projet dañuy ñëw fii jël ci études yi nga xam ne ñun def nañ xalaat nañ ci étudier ko ba mu teg ko ñoom moom la ñuy ñëw dugal ko ci ay tiroir ñoom moom la ñuy dem appliqué ci seen dëkk ba tey jii ñoom ñoo ngay dem ba di ñu raw loolu nag laay wax ne est-ce que nekkul ne ñun moom moo ñu dal ñun jullit ñi
ndax fii nii bërëb bi lu nekk wax nañ ko fi tey jii am na ku ko fi wax sànq ci imaam yi nee na waroon nañu weesu ay code bi baaxul dëgg la waroon nañu weesu foofu bu baax a baax a baax mais liggéey bi man dama jàpp ne contrairement li Oustaz Dame wax xañ na sëriñ si am na benn partition bu ñu joué mais man dama jàpp ne des na ndax ñoom ay leader d'opinion lañ te ñoom fa seen kàddu mën a yegg ak nañu mën a mobiliser mbooloo du ku nekk moo ko man li ma siy joxe firnde rek mooy la loi sur la parité loi boobu noonu sëñ Sidi Mokhtar bi mu bëggulee ñu appliqué ko à Touba ci élection législative yu mujj yi kenn appliqué wu Touba te pourtant ñun nee naa foofu fii laa ko waxee doon daaw te maa ngi ko fiy waxaat ren ma ne ñun on a raté le coche parce que bi sëñ Sidi Mokhtar taxawee wax ne bu ko kenn appliqué Touba ndax Touba rek moo bëgg loolu ndax Touba rek ñoom ñooy nit ñoo xamante ne dinañuy dund seen diine est-ce que amul ñeneen ñoo xam ne bëgg nañ loolu tey ñun on a raté le coche parce que feeluwuñ ko parce que yëngatuwuñu kon ñun jullit ñi dañoo nekk ñoo xamante ne li Oustaz Dame di wax ñun dóoruñu fayuwuñu attewuñu xeex dañ ne yàcc ne yasar dara yëngaluñu ñun on fait que réagir def am na Charlie Hebdo attaque yëngatu nañ am na ay góor jigéen yu ñu jàpp fee jóg nañ ñu def marche dem fële mais ñun on crée jamais l'événement ñun duñu jóg en tant que jullit ñu xam ñun lan la ñu bëgg ci société bi pour mu changer ñu jéem a changer loolu démb fii jigéen ñi ñoo aye woon ñu ngi ko doon wax tey jii amul benn sphère boo xamante ne nii tëjal nañ ñu ko ñun kay ñoo toog fa ñu toog di def suñu monologue bu ñu ñëwee waxtaan bi entre ñun su nit lay doon wala mbooloo moo xamante ne nii ñiy ñëw fii aéroport ñëpp yàgg nañ fee ñëw bëgg ko sopp ko di fi ñëw mais waxtaan bi dafa war a génn ci biir société bi te foofu man maa ngi fi interpellé waat imaam yi ak daay yi man dama jàpp ne daawa si boppam moo am problème ci Sénégal ni ñu waroon naa taxawee ak ni nga xamante ne nii problèmes sociaux yi tey jii nii nekkee nañ ko ñun suñ taxawaay dafa des ci wàllu woowu bu baax a baax a baax conférence yi dafa war a romb weeru koor yi ñu duggaat ci biir quartier yi duggaat ci jeunes yi duggaat ci femmes yi dem ci télé yi dem ci média yi amul benn média boo xamante ne nii tey jii audience bi tey la gën a ubbeeku Imam Dame am na tribune yeneen ak yeneen oustaz am fi ay tribune kon man dama jàpp ne ñun ñoo taxawaawul taxawaay boobu ba tax man may laaj ndax ñun umma lañ ndax li oustaz Koboor wax sànq dafa am solo su fekkee ne ñun ay jullit lañ nekk fii si biir Sénégal mënuñoo umandoo mënuñoo wareendoo duñu xàccandoo duñu dóorandoo on est une faiblesse ñun 95 de musulmans yooyu ñu nekk ñun on est la partie minoritaire au Sénégal ñi nga xam ne nii ñoo nekk minorité tey ñooy exercer ay pression au niveau de l'État dem ba fexe ba ñoom bu état di def quota wu ministre am ñu am ci suy def quota si nangam ak sàngam ñu am ci suñu seen école ñu leen di financer ñun on n'a pas ça lan moo ñu ko defal suñu yàccaaral suñu ñàkk a booloo suñu ñàkk a nekk benn te loolu mën nañ ci liggéey man dama yaakaar ne wax nañ ne fii ne mosquée inachevée xaj na dafa nekk béréb boo xamante ne nii ni mu doon dundee mënatu koo mel ndax la daan am ñaan gu nangu moo sonal borom ndax ñaan gi moo nangu ba tax tey ku nekk di wote tribune fa nga bokk wala ca kuréel ba nga nekk mais man dama jàpp ne fii symbole la te un symbole ne meurt pas kon suñu liggéey man dama yaakaar ne fii am na beneen sas boo xamante ne nii moo ñu fi moo taxaw ci biir loolu may wax ne man dama jàpp ne balaa code bi nekk exigence sociale li ma gëm mooy nit du bëgg lu mu xamul c'est-à-dire que dañu war a fexe ba code de la famille musulmane boobu ñu xam sénégalais ñu xamal sénégalais lan moo nekk ci biir te pour loolu damay wax ne dès à présent tey jii nii au lieu ñuy def conférence rek tas nañu créer benn comité ñoo xam ne ñu koy tuddal comité de suivi comité ad hoc boo xam ne nit ñi dañ ciy bindu commencé di ci liggéey ñu tëral ay stratégie teg plan d'action pour ñun bis ñu ne d'ici 10 ans dinañ fexe ba code boobu noonu ñu mettre ko en œuvre fii ci Sénégal ñu appliquer ko damaa joxe benn exemple rek 10 ans amaana loolu sori na
amaana su fekkee ne ñun xeex boobu noonu tey jii nii jël nañ ko ni ñu ko war a jëlee balaa ñuy yegg ci date butoir boobu noonu dinañ am lu ñu bëgg mais nag na fekk ku nekk taxaw si ndax li oustaz Dame wax réalité boo xam ne dañ koy dund fii da ngay wax ñu ne macha allah soo jógee yëkkati benn mbir ñu ne waaw ñëw adhéré bu ëllëg saa boo convoqué réunion ñaari nit ngay gis wala ñetti nit loolu yaakaar naa du ñu jëmal fenn ñun nañ seetaat suñu jullite maa ngi jéggalu ci guddal bi asalaamaaleykum. bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam. damay faral di wax ni ñëpp am nañ seen politique gu bopp ci réew mi macha allah mais ñun li ñuy tudde suñu diine ji muy lislaam ba léegi amaguñu benn politique boo xam ne ñun ñëpp dañ cee ànd maase ni nañ ko doxale nii te loolu dafa war a am. dafa am góor gu baax gu doon wax naan kenn ku ci nekk am na ku la jooyal mais ñun suñu réew mi li muy bëri ay boroom xam-xam di bëri ay doomu soxna yépp ba léegi dafa am lu des mooy politique de base pour diine ji ñoom fexe nañ ba def case des tout petits ñu ni mooy seen école xale fexe ba def école élémentaire cours moyenne secondaire supérieur ainsi de suite mais ñun heure bii di fii l'islam waroon na fekk heure bii mu am ay école yoo xamante si nii ñoom du ñoom ñoo ñuy moderniser daara mais day fekk ñun ñu jox daara cëram bali daara war a am yépp mu am ko. heure bii dama ni man waroon na fekk gis nga xale bii ni ñu koy formé mu toog nii ci wetu papaam di déglu thème bi nii la ma sam papa daan def code de la famille dama ko teel a maîtriser. mooy góom bi gën a rëy ci Sénégal ci diine ji utal nañ ñu ay carte prostituée jóguñu waxuñu dara utal nañ ñu lu ne waxuñu dara gis nga keroog bi ñu fekkee ñoom oustaz Alioune Sall ci seen marche bañ doon def fexe ba dugg ci grande mosquée ba di leen bunduxatal laa ni pareeguñu dañ koo commencé waaye pareeguñu yàggul tuuti ñu fekk waajooju sant Dia ca biir église bunduxatal ko ma ne ko pareeguñu yàggul dara ñu dem ca zawiya ba dóor fa ay lacrymogène déranger ñu doon jaamu seen yàlla ma ni pareeguñu mais yàlla nattu nag ki nekkoon ci temps boobu yoroon département boobu mu dugg Tiwaawan fekk ñu fa ñun ndongo daara yi macha allah ma ne ko fii la baaxe sëriñ bi li muy baax mooy suñu kilifa mais du dàq kenn. te am na loo xam ne mënu ko faj parce que da koy fajee waxtaan te ñii kenn boo maslaa ak ñoom duñu dem nañu fexe ba bu benn xottu gerte dem ci biir kër sëriñ bi mais nañu wan ne Ousmane Ngom ni ko yow dafa woo lu baax muy ministre ba à l'époque boo seetee intervention yañ def yëpp maa ko def Walf Fadjri maa ko def Sud FM ainsi de suite le 23 juin du ma politicien de kenn mënul wax nag ban parti laa bokk awuma parti politique du ma sol t-shirt kenn politique lu ma kenn xanaa sama xëy na diina ji bokk ma ci woo ma ñëw le 23 juin dama ni Arona Sy bu fekkee da ngaa nar a taxaw ni yor say arme rek di xoole te ñun projet de loi bi lañ ne du jàll bu fekkee projet de loi bi jàll moo tàmbalil nga commencé tirer si ñun dañuy jihaat fii sabilillahi xanaa xamoo kuy jihaat te bëggoo dee li ngay wax du dëgg ci yow. ma ni ko bu fekkee Ablaye Wade lu am bee la ñor ma bëgg mu jàll tàmbalil ngay dóor suñu kaw mais bu fekkee nag réew mi moo la ñor demal nga waxtaan ak Ablaye Wade nga ni ko mu fexee retirer loi bi parce que loi bi baaxul ci ñun moom am na 90 ans ñun dañuy door a am 35 ans jëm 40 ans nit li ngay def da nga koy tàmbali te war ni ki ngay di jëflanteel ni ko man lii def ma yitteel lii mooy politique de base. xale yi bu ñu leen tàggatee gis nga bu ñu màggee même bu fekkee réussir leen kii bi ñoom ñoo koy réussir parce que ñoom bu boobaa ñoom ñooy nekk ministre ya ñoom ñooy doon député ya ñoom ñooy doon ainsi de suite day fekk mu kaste seen dënn dañ koy appliquer à la lettre mais du loolu loo xam ne da nga koo mën a sekki ak dëgg sànni da nga koy war a mën a xeex te macha allah seen jataay bi yàgg na parce que ay années ngi ni yéen a ngi koy def kon nag li ci des mooy. ngeen jug nag ñu dem ci terrain bi nag wandi leen ni nag affaire bi comme ko waxtaan nañ ba sonn il faut ñu jóg nag damay mus a waxtaan ci mbiru charia
ndekete fi may waxtaane benn chrétien mi ngi toog sama wet di ma déglu mu ni ma pourtant charia ñëpp la arrangé damaa tiit mu ni ma xanaa du ñuy bëgg a jub rek bëgg réew mi jub rek mais buñ ko appliqué la ñëpp jub ku bëgg a jub ku bëggut a jub nag ñu faat la benn yoon wala ñu dagg sa loxo benn yoon wala ñu seq ak yow la diine wax ak yow man damaa tiit en tant que chrétien buy wax loolu mais réew mi bu ñëwee ay musulman lañ te macha allah bu subaa balaa ngoon nga dégg lu mat fukki fen balaa ngoon nga dégg lu mat fukki jëw da ngay dem ba déranger wu ci biir jullit ñi nga nekkal boo waxee dëgg ñu jël la def la cible principale mais nañ xoolaat suñu bopp mooy li soxna si wax léegi ni bari nañ ay turu jullit mais nag ndax jikko yi ci biir nit ñi dëgg xaqiqatan loolu est-ce que am na nag dëgg wax dëgg yàlla jikkoy jullit bari na ci biir xol yi nag macha allah imam yéen référence ngeen de man dama leen a ñeewante ndax da ngeen a lot da ngeen a sonn macha allah da ngeen a jéem lu ne te mënta jub da ngeen a jéem lu ne heure bu ngeen génnee seen buntu kër gis xale yi bon ci diggu mbedd mi heure bu ngeen génnee seen buntu kër gis ñiy sol yu bon yi seen digg ci mbedd mi dem bay autoriser yenn place yi wetu jàkka yi ay baar ak ay hôtel ak ay yu ñàkk fayda yoo xam ne demul te ñun 95% la mais nañ ko appliquer nañ ñaan Macky Sall référendum rek ni ko ndax nga xool laaj code de la famille bi ndax neex na kenn ci réew mi ainsi de suite kon yàlla nañu yàlla dimbale yéen it mu jàpp yeggale seenub liggéey ci lii bu ngeen ko réussir ce qui est sûr et certain képp ku ko fekke yàlla mën na cee jaarale sa aljana yàlla na ko yàlla def lii nag du lu ndaw de parce que ñoom dama naan wa minan naasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil axiri kooku doon wax ñoom loolu lañu parce que xamoo ni jullit lañu xamoo ni kii bu subaa ñu ne ñi ngi leen fekk ñuy liir ay téere franc-maçon bu gannaaw subaa ñu ne ñoom kii lañu bëgg naa ba léegi identifié wuñ seen bopp à 100%. donc kon foog ñu jug nag ni leen ñun lii lañ bëgg ci politique gu diina ji yéen imam yéen la ñuy déglu de yéen donc mbir mi nag du sànni xeer du toji kaar du lakki puno du agressé du dóor kenn mais mbir mi mooy wax lu leen di déranger comme que ñoom ñi ngi def lu ñuy déranger chaque jour lu leen di déranger di dem seen nopp yi bu yàggee dañuy étouffé wu dañuy fekk si ci table ji waxtaan parce que Iran Irak xeex nañ ay année dara réglé wul mais bi ñu bëggee régler problème bi dañoo toog ci table ji réglé ko nañ leen wax lu leen déranger ñu fekk si ci table ji ñu réglé ko c'est la meilleure solution ngeen baal ma asalaamaaleykum wa salaam. barakatuhu ñi ngi gërëm conférencier yi ci waxtaan wu am solo wi ñu defal muy waxtaan woo xam ni ko soxna si laajee dañoo bëgg mu dellusi ci xeli nit ñi waaye werante amul ni luñ fi war a wax ci code de la famille waxoon nañ ko waaye comme régime yi dañuy changé dëgg la nag régime changé taxul système changé waaye régime bu ñëw rek ñu beesalaat ko ci sa nopp wan lañ soxlay jullit ñi lii la boo ci taxawee taxawal nga leen boo ci taxawul taxawaloo leen loola kàddu la gu ñuy wax te wax ji dafa am njëriñ damay bañ léeg-léeg ñu am li ñuy tuddee ay ihaat salbiya mooy jàpp ne dara doxut boobu ba léegi ñu ngi liggéey lislaam dara avancé wut waxin wu mel noonu dëppoowul ak réalité mbooloo mi ngeen seen fii tey mbooloo mi fi nekkoon ci année 80 yi ñoo jur tey am na lu mat junni mbooloo ci Sénégal yu mel nii tey di doxal lu mel nii boo leen wàññi woon ñuy ay téeméeri junni nit tey toog di déglu l'islam ci discours boo xam ne discours consciencieux la kon loolu yaakaar naa ni jéego la boo xam ni Sénégal mi ngi koy dox te noonu Sénégal yi noonu l'islam ñu ngi koy seetlu di ci attirer attention ñi leen di liggéeyal wan leen ni ñun kat dafa mel ni ñi ngi bàyyeeku de ndax l'islam yi Sénégal la ngi jëm kanam li koy firndeel mooy amul marche booy def sur l'islam ñi organiser marche yi nañ ko seetlu lu dul li nga ci gis ay chaîne occidentale yu ñëw taxaw di reporter RFI dana ñëw RTL dana ñëw yeneen chaîne Europe dana ñëw pour wax seen gaa yi ne foofu ne attention kat ñi ngeen foogoon ne ñi ngi nelawuñu kon bu yabu ñu xool nuñ def ak ñoom bu ñu bëggee suñu plan yi jàll. ñaareel bi mbiru planning familial ñaata millions de dollars la ci tubaab yi def ngir balaa 2015 ci OMD yi ñu am ci résultat
ay millions de dollars yu bari lañ ci def ñoom seen bopp ñoo nangu ni seen plan bi ñu taxawaloon ngir amal ko Sénégal ñu ni benn waay moo ko yàq waaw waa jooju nag yàlla na ko yàlla fay waaye moo ci gën a fës ñu ni waa ji dëgg la mbooloo la àndal waaye jàpp nañ ni moo yàq seen liggéey ñoom tey boo demee ci rajo yi déglu émission planning familial bu fanweeri nit wootee ñaar fukk ak juróomi dañ koo contre juróomi dañ cee ànd loolu liggéey la moo tax wax ji jar ta xeeb wax ji dafa jara baril ni ko mbokk mi waxee léegi baril wax ji te wax ko ci fañ ko war a waxee sëriñ si nag mbokk mi def wuute gi léegi sëriñ ja ak sëriñ si waaw sëriñ si ñun la ñuy déglu ñaata yoon la yilimaan yi seeti sëriñ si xamal leen ni ñun yéen la ñuy déglu yéene suñuy làmmiñ waxal leen ñu lu ngeen wax ñu ngi seen ginnaaw wala li muy wane nag mooy ñaan bu nangoo sonal borom léeg-léeg barke topp la boo xam ni mbooloo topp la moo xam ni la nga war a am jot ngir lijjanti ko doo ko am jot léeg-léeg sax nag fii du la ko may ndax la ci daxay bari ba tax na ñun yàlla suñu borom féexal musal ñu nattu yooya ba ñu am sañ-sañu wax dëgg gi yàlla suñu borom bëgg nañ koo wax di ko wax ci seen tur li fekk terewuñu ko te werante amul ni doo fi mos a wax ci turu lislaam lu dëppoo ak njàngaleem lislaam mennum sëriñ ji la woon naan la nanga bu ko fi waxati moom kay da ngay wax ba noppi rek ñu woo la ah dégg nañ wax ji ne kontaan nañ ci bu ko defee kon loolu nañ jël suñu responsabilité jar na bu ñu jógee fii plan d'action bi mooy nañ def tournée ci mbooleem kër sëriñ yi kër goo fa dem am na ca kenn wala ñaar koo xam ni fës na loo ci lii ñuy wax muy wax lu ni mel wala di ko wax lu gën a tar xam nañ leen ñu dajale leen buñ leen dajalee ñu bindaat lettre yi ñu bindoon boole ci copie lettre yi sëriñ ci def yóbbuwaat ko assemblée yóbbuwaat lettre ci président ne ko sénégalais yi lii lañ bëgg ñun nag bare nañ boo bëggee référendum ñu woo jullit sénégalais yi ñu cotiser pour financer référendum boobu bu jëree ñu yegg foofu ci campagne ci ni sénégalais yi kat liñ bëgg mooy ñu àtteel leen ci li seen diine wax lu aju ci seen mbir yi sëy ak social. dafa am lu ma dund fan yële ci benn kilifa ci tribunal mu wax ma ne dañoo dem ñoom stage Canada ngir jàngi ji fa ni ñuy gérer seen wàllu social ndax gis nañ ñoo ñu gën a néew ay problèmes sociaux système boobu lañ bëgg a indiwaat Sénégal moo tax li ñuy tuddee ay tribunaux de proximité ñu bëgg koo créer may leen bu la ñu tooñ bu la ñu rusloo da ngeen fee fekkoon ay tribunaux de proximité muy jàkka yi ak jumaa yi chef de quartier yi ak yilimaan yi coow lu am ci quartier bi ñu réglé ko wis ci ndox mu sedd coow amul sëy yi jaar ci yoon miraas bi ñu du ko réglé ci yoon ragal loo nit ñi yàlla gëm loo leen yàlla ngeen ñëw weddi loolu tey bu ngeen demee ba dossier yi bari ba attanu leen ko da ngeen nangu ni yéen a juum da ngeen nangu ni yéen a juum ngeen dellu ca cosaan bu ngeen ca delloo mbir mu réglé wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. te damay faral di wax toujours dama ko yërëm dama laa yërëm ndax li nga taxaw ku fa taxaw lu nekk ci lu métti rek mën na la faa fekk waaye nag yàgg na ci diine ndax boo gisee tey diine bi nekk fii ci ñun ni mu fi nekkee ci jàmma nañu fàttaliku bi muy commencé métti woon na trop am na ñu bari ñu ci massacre te boo gisee ma lay yërëm ni nga fi nekkee noonu laa nekkee ci sama département di département de Bounkiling ndax ni ñu koy doxalee fii noonu la ñu koy doxalee foofu dañuy créer foofu lu ñuy wax ay tostaan ay mariage précoce ay góor jigéen comme ni ngeen ko waxee fii ak tamit sax xarafal jigéen yi sonal nañu bu ñuy wax léegi ci sunalal jigéen dañuy wax ne Sédhiou Kolda tel te ñoom du ñu xool lenn lu nekk lu ko tax a jóg ban njëriñ la am ak ban conséquence la am
bu ñuy ñëw ci wàllu xarafal dañuy wax ne métital la ñuy wax waaw bu dee métital bu mu yem ci jigéen rek nañ ko yóbbu itam ci góor parce que métital c'est la métital ñu jógee foofu ci métital bi ñu ne ah non léegi dafa am conséquence yaani bu ñu la ko defee boo amee benn doom ñaari doom rek mën nga dee te man gis naa ci ñu bare am nañu ñaari fukki doom mosuñu sax taxaw hôpital kon loolu c'est faux amul. man li ma gis léegi mooy est-ce que jotul kon ñun ñu dugg ci politique ndax dama mës a déglu Imam Mbaye Niang at yale passé boobu bariwu fa ñu ko jàppale mu jël parole ensemble benn jigéen tontu ko ne ko sa alkuraan yi ak sa hadis yi yóbbu ko ci jàkka yi moom daal pour moom alkuraan daal ak hadis ci jàkka rek la war a yem warul dem ensemble wala yooyu waaye bi imam jëlaatee parole dafa ko ne fii mooy jumaa bu mag bi fii mooy jàkka bu mag bi effectivement parce que foofu la ñuy wotee loi yi ndax bu ñu sàgganee ba ñu wote fa loi daganal diggante góor ak góor jigéen ak jigéen dañuy sonal suñu bopp rek waaye dañu koy weyal parce que dusturul muslimina mooy alquran waaye amu fi kon constitution moo fi am démb rek heure bi imam mu ngi fii ci cité biyaa gi mu wax fa lu daw yaram nee na dañu amoon benn séminaire ci benn hôtel am fa ay tubaab yu jógee Amérique comme dañuy dégg tuuram benn jigéen ñu présenté ko rek mu ne ko waaye yow lu tax ngeen fii bañ góor sëy ak góor te liberté la droit la mu ne ko waaw dama lay ñaan benn mbir rek nga dimbal ma rek ci benn sénateur Amérique mu def proposé loi pour polygamie foofu mu ne jigéen bi dafa ko saaka sax te pourtant loolu itam liberté la comme yow am nga sañ-sañ góor sëy ak góor mais keneen am sañ-sañ yor benn jigéen mais keneen am na sañ-sañ yor ñaari wala ñetti wala ñeenti soo ko mënee mais nee na jigéen bi dafa ko sax saaga waaye man li may proposé parce que li ñuy wax bari na baax na du ñu wax doy na mais war na mën a doy te kon léegi imaam yi daje ñu def liste ci élection législative ñu seet ndax dinañ mën a am ñaari fukki député présenté leen ensemble même bu ñu mënul bloquer procès yi mais dinañ ko mën a fesal ba ñun ñu xam ko ndax imam Mbaye Niang wax nga ko duggal na projet de loi pour contre loolu bu fa amoon fukk wala ñaari fukk kon dina gën a baax li am nag ba am mooy lu ñu teral rek ay solution la pour ñu mën a réussir ci affaire wàññi juriñu ñun jullit ñi xam nga am na lu ñuy tuddee ay bàjjenu góor yooyu yëpp te ñun dañu toog di seetaan de ñoom sax suur ñu ngi ci séminaire ñu ngi waxtaan ñu ngi indi alal yu dul jeex di ko financer pour di sensibiliser seen nit ñi ñun ñi nga xamante ne yëpp ñoo fi nekkoon di dimbal jullit ñi ñii rëy nañ leen ñii tëj lañ leen ana ñoom Kadhafi boo xoolee problème Kadhafi rek sa xol day jeex bi léegi kenn manifesté wul ni ñu ko def ak 2006 2007 lu mu def fii ci suñu réew mi ak yeneen réew bu ñu oree ñu ne ndogal yàlla la ndogal yàlla amu ci de suñu responsabilité la waaye nag yàlla waxoon na ko de dafa ne woon in yakun minkum isruuna saabiruuna yaxlibuuna mi'atayn bu fekkee ne dogu ngeen nekk ñaari fukk man ngeen man ñaari téeméer waaye fin bi lan la wax in yakun minkum mi'atun yaxlibuuna mi'atayn parce que amatu leen pas-pas amatu leen ngëm-ngëm kon ñu ngi jéggalu waxtu bi dem na jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. waxtaan am na solo barke weeru koor yi bu doon weeru koor bi ñu sonn nañu ko def jàll. waxtaan am na solo contribution yi waaw bismillah. xanaa nga may ma toog ma tontu mbokk mi bala may fàtte waaw jëmal dem mbokk mi intervention mi am na solo ñaar yëpp am solo bu njëkk ba mujj bi yëpp xanaa di ko wax rek ne ko man wax jooju ma waxoon tey laa ko gën a wax c'est-à-dire pour ñu bañ a jàpp ne lu ma wax sànni la avortement médicalisé kenn du ko nangu bi yoon Sénégal duñ yem ci wax ko dénoncé ko dañ koy bañ duñ ko nangu loolu ci turu Sénégal yi laa ko wax te li ma wax nii bu fekkee gëmuñ ko nañ xaar ba jëm ko fee def duñ ko nangu
kenn du fi dépénaliser avortement ba koy tuddee ay médicalistes loolu moom la ma ci wax man laa ci waxaat bi ci des mooy ni nga tuddee ci wàllu ban encore marche bi décrété guñ marche parce que tam nit ñi ñibbi ne aéroport nee nañ dañuy marche xam nga Sénégal yi dañuy yàgg kenn décrété fi marche man maa doon expliqué ma ne bi ñu bindee bi suñu kilifa diine bindee lettre président bi fi nekkoon ne ko mu recevoir leen mu bañ dem tontu leen bu fekkoon ne ñun dañoo organisé woon ci suba sa dañuy oote marche rek ne recevoir leen suñ kilifa yi ñu recevoir leen foofu laa tuddee marche bi bu fekkee soxla ngeen ko nag mën nañ ko def waaye damay bañ ñu jàpp ne dañ ko décrété kenn décrété gu ko bu fekkee gis ngeen ne war nañ ko def ñu waxtaan ci parce que marche lañ ko constitution bi nangu na ko amul benn problème amul benn risque constitution may na ko mais nag du lu ñu décrété pour moom loolu laa bëggoon a kii. parce que waxtaan bi liñ fi wax dama ko doylu woon te ba léegi moom laa doylu sax mais mënoon naa bañ a jël kàddu ndax doylu waxtaan bi ak kontaan bi ma si kontaan mais bi ñu commencé wàll ci planning familial ma xëy na war naa ci mën a wax loolu nag tuuti la parce que am na loo xam ne ñun ay xale la ñu ne dañ ko xaw a fekkee Dame Ndiaye fekkee nañ seeni conférence ñu mel ak ñoom Bamba Ndiaye depuis ay at mu ne ko conférence yu jaaroon ci planning familial ñu fekkee ci Bamba Ndiaye bu ñu fàttale ko mus nañ ko arrêté parce que benn waaye dafa wax sànq ne boobu da ngeen waxul boo waxee rek ñu jàpp la Bamba Ndiaye conférence maa ngi fekkee Oustaz moo ko doon présider bu muy commencé ku ñu wax Idrissa Pouye moo ko doon ubbi aay yi kooku moo ñu doon jàng Idrissa Pouye Géejawaay la ko def 87 mais Bamba bu mu commencé dafa yëkkati benn journal bu ñu Express wane nit ñu xonk ñi nit ñu weex yi wane nit ñu tuuti mu ne ñii la ñu wax ne ñoo bëri dafa wane nit dafa commencé rek wane li parce que dafa njëkk a wane rek parce que conférence bi dama gëm ne il faut nga jéem a xam nga wax ñetti kàddu ne mënul ñàkk mooy fan la jóge planning bi fan la jóge lan moo ko fi indi ñi ko fi lan moo tax ñu indi ko fi mais sinon Dame Ndiaye mun na yàgg ci conférence wax ci lu bëri am ci expérience tax conférence bi boo xam ne ku bees la ñëw lu Dame Ndiaye wax rek mu daaj ko ndax Dame Ndiaye indi aaya mu indi aaya indi hadis mu indi hadis te loolu dafay yàq conférence planning famille li ko tax a jóg il faut nga xam ko te nga teel ko wane Bamba dama la gëm loolu moo taxoon ñu jàpp ko parce que fa teel a wane li tax planning familial jóge fan la jóge wane nit ñu sonk ñu bëri nit ñu weex yi wane seen waay wane nit ñu tuuti nit ñu ñu tuuti wane ñii la ñu wax ne dañu bëri la ñu war a wàññi ci la jóge mu def bu Kaffrine bi ñu jàpp ko parce que dafa teel a wane yoon bi xam fi mu jëm moo tax gars yi arrêté ko mais yooyu war nañ ko il faut dañ ko war a bàyyi planning bi tey la gën a bon man li ma gën a jaaxal bi demee ba nga xam ne affaire yi ci la gën a kii ñun ci la ñu nelaw ba affaire yi di jaar yoon ñun dañoo jaar yoon mais ba affaire yi gars yi nelaw parce que ñoom léegi dañoo nelaw xamatu lu ñuy def parce que dama seetaan benn démission benn débat boo xam ne TFM lañ ko defee kii moo ko doon def te kii Assane Gueye mais ñi fa bokk si débat bi yëpp dañoo ànd si ne planning dafa baax même intervenant yëpp dañ si ànd mais loolu la wax kenn moo ko woon def dafa war am contrat kii wax ne baax na kii wax ne baaxul benn borom xam-xam bëgguma tudd turam ñoom ñaar la ñu woon fii ñoom bu ñu jaaree fii waxee nañu tuddee mouvement islam jaar fii mais boo ma xam boobu bu mu commencé conférence am jàkk jumaam la ko doon defee dafa développé départ conférence mu wane ne ñii ñoo daganal ñii ñoo araamal ñii ñoo wax ne dagan na ñii wax ne baax na araam na mais conférence bi yëpp mu développé ko si ñi wax ne baax na ñun chaque jour ñu ngi xaar kañ lay wax ne ba ñu indi xalaatu ñeneen ñi ba conférence bi jeex gars yi song ko keroog mu muy wax nii la xëcc yërëm ne da ngeen jàng pour contre gouvernement bi mustu fi naa ne ñeex joxoon bu naa ma jàll xëy na yooyu sax bëgguma si dellu mais il faut ñu xam ko affaire yi fan la jóge ñu wax ko jarul indi ay yu bëri hadis parce que ba mu daal kii day xam lu bëri ci planning familial am conférence koo xam ne ku bees la di ko contrecarrer lu mu wax rek li kii wax lu waa keneen ñëw contrecarrer ko ba kañ mel na xamuñu yoon bi te pourtant xam nañu yoon bi dama gëm ne boo koy wax il faut nga xam fan lay jóge nga wax gars yi lii moo leen tax a jóg te li leen tax a jóg mooy wàññi jullit ñi loolu la maa ngi jéggalu si kàddu yi bëgguma woon guddal sant la asalaamaaleykum waaw defe naa mbokk yi sant yàlla rek comme bis bi ni ñu ko bëggee woon amee na ni ñoo nu njëlbee woon ak maître Massokhna Kane
mu indi ay firnde rek firnde ci ne code bi nga xam ne moo fi dox muy code de la famille code bi dëppoowul ak l'islam loolu firnde la ci indiwaat fedd li nga xam ne mag ñi suñu mag ñu baax ñi fi nekkoon waxoon nañ ko ba pare ñu bari jéem nañu wax nañu ne yëg nañu ne loolu feddali la parce que mbir moomu wax nañ ko ba pare mais li ñu jàpp mooy dafa laajoon ñu beesalaat ko ndax ñu ko séqal ñoom noppaluwuñu tooguñu noppaluwuñu ñi ngi def ay pexe pour code boobu la nga xam ne moom lañ ci amoon yéene ci njëlbeen te ñemewuñ ko woon ñu ngi koy dugal ndànk loolu lépp ci yàccaaru jullit yi li fi feeñ mooy jullit ñi am nañu ak doyadi loolu moo fi feeñ am nag doyadi ndaxte yu bari yu leen naqari xam nañ ko wax nañ ko baamtu nañ ko waaye nag li leen të mooy jóg jëf ba loolu dañ loolu mooy muskila bi ba tey jii ba ci ñi mujj wax mooy muskila bi nan lañu mën a def ba yooyu ñu naqari ndax dafa jam sunu pas-pas jam sunu diine te du intérêt réew mi yooyu ñu xam ne baaxul nan lañu mën a def ba loolu taxaw loolu mooy problème bi dégg nañ fi yu bari dégg nañ fi marche dégg nañ fi fexe ba sëriñ si am yëg-yëg bi àddu ci yooyu yépp ay xalaat la waaye daal li wóor ba wóor mooy jaaraguñ ci yoonu loolu jóge fi jaaraguñ ci ñiñ ko seqal ñoom dañoo am ay stratégie yu leer dañoo am ay stratégie yu leer a leer ñoom sax dañuy xam ne mbir moomu nuñ ko bëggee du amee ni du yomb xam nañ ko waaye nag li seen force mooy duñu bàyyi li Hollande waxoon dañu rayee ñi rayoon journaliste boobu moo ne France duñu fàtte waaw bu am solo la maanaam lu ñu yëkkati rek jullit ñi bañ ko taxaw bañ ko dañ mën nañ ko tegaat ci suuf waaye dañ koy waajalaat jullit ñi nag ñoom am nañu njëlbeen lool maanaam lu ñuy wax velléitaire lu tubaab di wax sont des velléitaires benn mbir mën na jóg rek ñu jógandoo ñëpp yuuxu nangam waaye bu amee ñaari fan ñetti fan sabru daal dañu amul ñaari fan ñetti fan daal ñëpp toogaat loolu mooy suñu problème wax nañ fi ay expérience yu am ci yeneen réew expérience wax nañu waxoon am na ko waxu Fils am na ko waxu Tunisie wax nañ fi mbiru Égypte boo demee Yémen loolu moo fa nekk soo demee Gaza moo fa nekk boo demee Pakistan moo fa nekk maanaam l'islam bi dafa toll foo xam ne fii mi ngi ci jàmbaarloo bu metti jàmbaarloo boobu na mu amee foofu noonu la amee fii xëy na ci yeneen fànn ci yeneen anam mais jàmbaarloo bi moom ku ne xam na ko am na fu oustaz waxee defe naa xuma oustaz wax xuma keneen loolu mooy dëgg ne mooy dëgg mujj lislaam mooy gañe mujj ndax pexe noonu yi li ñuy pexe ak li ñuy dépensé ci force ci alal pour peek l'islam loolu moo lay won ne l'islam lu am doole la waaw ci loolu boo xoolee àddina bi ci ñu mën kuñ jàngat àddina bi li ñuy daj ci xalaat ci alal ci arme ci pexe ci ñàkk nelaw guddi pour l'islam dellu gannaaw te l'islam di yëngutu rek di fudd rek loolu moo lay won ne la dëgg-dëgg li waa ji waxoon ne aqibatu lil muttaqin kenn mu ci dara mais nag doon na gën a gaaw bu fekkoon ne jullit ñi seen bopp
am nañu stratégie parce que stratégie nag manqué na leen wax dëgg yàlla boo expérience yi ñu fi wax yépp boo ko jàngatee Algérie da nga xam ne ñàkk expérience na ci donte ñi ko jiitu woon ay ñu ba xarañ lañu Madani Belage Achani ñooñu ñëpp ay jàmbaar lañu mais nag manqué woon nañu stratégie ndax bi ñuy arrêté processus bi guddi gi ñuy arrêté processus bi armée bi di génn bu Achani defoon ne Khomeini kon Algérie du demee noonu ndax Khomeini bi chapeau Bakar ne su ñëwee ku génn daañu la faagaagal Khomeini na ñëpp génn bu leen faagaagal ngeen nekk shahid keroog iranien yi bi ñuy dem kuy génn da ngay bind sa tur fii parce que da ngay wax ne su ma demee bu ñu ma reyee ñu xàmmee ma moo tax moo ñëw chapeau Bakar moo mujj daw Achani bu defoon noonu Algérie guddi googu su defoon noonu kon Algérie du demee noonu Tunisie la fa xew ku ne xam na ko dañ leen a tuumaal parce que li ñu jëkk a def mooy économie bi ci boppam lañ leen jëkk a bloqué moom lañu def Égypte moom lañu def te xoolal ni àddina di compliqué ni l'islam compliqué Égypte toog nañu presque 2 ans yoo xam ne dañu bloqué toute coopération économique maanaam pour étouffer ko pour rey ko pour rey économie bi pour wane ni ñii mënuñu dara waaye keroog ba ñu jàppee Morsi waa Arabie Saoudite seen bopp ñoo dem yóbbu ñaata combien de milliards de dollars doo comprendre l'islam bi dafa compliqué doo comprendre ñaata milliards de dollars la ñu yóbbu pour jàppale ko Morsi pour jàppale ko Sisi ki def coup d'état bi gannaaw ba mu reyee plus de 9000 frères musulmans même frères yi ñoom xamoon nañu loolu waaye nag xëy na dogalub yàlla la parce que ñoom xamoon nañ ne suñu jëlee nguur gi assuré ko danañu leen sonal ba dañu leen sax duñu dugg ci présidentielle gannaaw gi la lu mujj soppeeku Tunisie même chose erreur stratégique am na ci ndax ba ñu jëkkee rey Choukri parce que ñoom ñooy rey ñooñu ba pare takkal leen ko ba ñu jëkkee rey Choukri le premier ministre bi ni leen ne waa naada nañu def gouvernement d'union nationale moom boobu comprendre na ne suñ ko deful danañu sax mujj perdre nguur mais am ci ñoom ñu bañ ci dirigeants yi ñu bañ donc même ganu si sax ci la bokkoon mais ba ñu bañoon ñu def dañoo rayaat beneen waay ne leen ñu daal di wàcc nag def ay marche nag ba dañu obligé ñoom seen bopp renoncer ci pouvoir bi ñoom élection yu mujj yi waa ji gagné ñoom ñoo ko bàyyi mu gagné parce que dañu xam ne bu ñu gagné ñoom dañ leen di continuer di sonal ni ñuy def Égypte dañ leen di def donc loolu stratégie internationale complot international la am nga loo wax fi léegi c'est très important te kii dana koy faral di wax Seyd Ramadan mu tuddati Tariq Ramadan dina koy faral di wax li ñuy wax texte et contexte c'est-à-dire que ci léeg-léeg ma dégg sax ci débat wu planification familiale yi ñuy ñëw di ko dëggal ci ay oustaz di ko dëggal ma jàngataat leen ci ma xool seen kanam xoolaat xam ne ñii li ñuy wax gëm nañ ko mais dañoo xamul dañoo comprendre waaw léeg-léeg nit ñi wax ne jàpp ne mi ngi défendre l'islam parce que dafa bëgg a rafetal l'islam pour ñu xam ne l'islam bañul nangam fekk ba mu koy def moom dëgg sincère l'islam la ci doon dimbali waaye nag dafa comprendre enjeu yi nekk ci monde bi li mbokk mi wax léegi fii ne daf lay yërëm fu ma sàll la xaw ma loolu laay waxee may tamit dama lay yërëm parce que ñi ngay débattral dañ bokku leen fu ngeen di waxee waaw dafa am benn niveau ca kaw muy niveau compétition géopolitique dafa am géopolitique mondiale nga xam ne état yi amuñu xarit intérêt rek la ñu am la De Gaulle waxoon les états n'ont pas d'amis mais ont des intérêts addina bépp xëccoo la xëccoo bi dana dem sax ba ci guerre
loolu nag bu fekkoon ne ci yow ci niveau boobu ngay waxee parce que monde bi dafa am rapport de force démographique dafa am lu réalité la maanaam soo xoolee sociétés yi ni ñu organisé woo da nga xam ne tubaab yi dañu àgg ci lu ñu tudde impasse parce que ñoom dañuy def prospective te études yi ñu wane yépp ci wàllu démographie mooy société bi ni mu fi mu toll ak âge yi groupe d'âge yi xam nañu ci lu wóor na ñoom seen société dañu dem ba mujj dafay fay fi mu toll ci màggat la toll waaye màggat moom fay moo ci tegu te ndaw amatul waaw moo tax ñoom seen liggéey yépp léegi mooy nan lañuy def ba fexe ba njur gi bari mais comme ñi ñu ko séqal ñoom loolu du seen problème au contraire ñoom seen ndaw yi dafa bari donc nañu fexe ba ñoom itam non seulement ñoom ñu suqali seen ndaw yi waaye ñu fay fa la ay ndaw loolu mooy problème kooku ku ko xam doo fi nekk di naan boo defee as ñangam nagam dafa kooku niveau stratégique la yow ci niveau boobu ngay discuter am na koo xam ne ki mi ngi discuter ci niveau légalité internationale légalité internationale mooy lii waa ONU ñoo ko décidé lii waa ONU ñoo ko décidé lii waa ONU foofu itam boo yeewoo da nga xam ne ONU lañ fay décidé mooy li franc-maçon yi bëgg ak li homosexuels yi bëgg lañ fay discuter boo muusee donc lañ fay dogal warulaa engagé en tant que musulman mais am na ñoo xam ne ci niveau boobu la ñuy waxee mais am na ñoo xam ne ni niveau marketing la ñuy waxee marketing mooy loolu mooy la sëñ Abdou Aziz Touré waxoon ne dañ lay jox benn kolkol ba ca kaw ñu def ca lem def ca suukar waaye ca biir ñu dugal ca poson nga xamp mu neex nga xampaat mu neex nga xampaat dee loolu c'est la stratégie la ñi am na ñu bari ñi ngay waxtaanal yow ci débat yi niveau marketing la ñu toll nan la ñuy jaayee marchandise bi ñoom foofu la ñu toll foofu la seen niveau conscience yam waaw loolu jar a xam la donc waaye daal li wóor ba wóor mooy fi ñu toll nii benn am na mooy ku nekk na nga yëg ne jullit nga na nga yëg ne am nga responsabilité loolu moom lu bon loolu war nañ ko mën a am Sénégal ku ne xam ne individuellement ku nekk jullit nga te am nga responsabilité te li xew ci àddina da nga am responsabilité xam ko am responsabilité taxawu ci l'islam loolu déjà benn part beneen ñaareelu part bi mooy da ngay xam ne ñi nga xam ne yàlla natoo ñu jiite mooy mbokk mi wax na ko fi léegi il faut mu am ay nit ñooñu li leen war mooy ñu am l'intelligence du monde xam àddina bi fu mu toll am xikma comme ni ko Diouf waxee léegi lu ne lañ fa war a def ñu def ko fa lu ne lañ fa war a wax ñu wax ko donte dëppoowul ak bëgg-bëggu nit ñi waaye enjeu yi foofu loolu la laaj loolu nag xel la c'est une bataille intelligente qu'il faut faire kon mbokk yi yal nañu defal tawfeex nangu suñu bis bi defal ñu nangul suñu koor. xanaa di wax rek ne incha allah xéwal yi ñu préparé doole ko ay mbokk jullit yu nekk benn mbootaay bi ñu tuddee Ar-Rihaal ñoom ñoo ñu ko baax daaw ñu ko def daaw fii def suñu bi daf ñu joxoon ndaw ren itam ñoo fi indi ndaw yal na yàlla fay leen yal na yàlla nangul leen di yonent bi diggee ci ku dogal ku woor yàlla moom leen ngeen yëge ko noonu ñu ñaanal leen yàlla baax a baax wax dëgg yàlla amul benn difficulté depuis daaw dañ leen ko wax rek ñu dañ ñëw ren itam wax dëgg yàlla dañ leen wax rek ñu danañ ñëw jox leen lu ngeen dog loolu nag dafa bokk ci liggéey bi waaye ñun ñi kenn ku ne waajal na bokk lu mu dogee kër wax naa ko waaye ci liggéey bi la bokk ndog bokk waxtaan yenn fi ci yar bi la bokk su ko dee nga mos ndog loo xam ne sa ndogoo ko dàq loolu itam ci liggéey bi la bokk yàlla na yàlla nangu koor gi yàlla na yàlla may wér yàlla na yàlla sàmmal ñu suñu réew sàmmal ñu suñu njaboot yàlla na yàlla may ñu fekk ko ay koor yu bare koor tamit nangu affaire bi am na solo ñu ngi jërëjëf jaajëfal ñëpp nag ñëpp ñu ngi jaajëfal ñëpp surtout soxna yi teel nañ fee ñëw boobu léegi ñu ngi toog yal na yàlla sàmmal leen seen njaboot barke seen dund incha allah rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيننا وبين التوفيق والإخلاص والممات على حسن الخاتمة. اللهم تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.